jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV nuyu leen ziar leen ku ci ne fa nga ñuy bàyyee xel ci Sénégal mbaa ca bitim réew delluwaat sant suñu borom tabaraka wa taala mi ñu may kàttan ba ñu ànd yéen ci édition spéciale bi ñuy ànd yéen ay fan boobaak léegi saa yu 15h30 jotee jëm 16h ba 17h incha allah ngir defal leen situation bi ci wàllum tolluwaayu Covid 19 bi lëmbee àdduna bi ngir ñu xam tolluwaay bi nga xam mooy Sénégal. waaye itam ca bitim réew tey incha allah daañu def nañu daan def ngir am ay correspondance yu nu àndal ci biir Sénégal danañ ko tàmbalee ca Touba Kaolack Ndangaan manière générale daal ci yëpp gox ci biir Sénégal waaye itam du ñu fàtte aussi la diaspora sénégalaise bi nga xam te ne bi am nañ fa sunu ay correspondant ñuy ànd ak ñoom saa su ne ngir kon defal leen faram-fàcce gi leeral situation bi jox askanu Sénégal àdduna yëpp la bonne information jëm ci li nga xam mooy kon tolluwaayu Covid 19 kon ngeen jàpp ko tey jii mi ngi yemoo ak dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñett wala sax ak juróom-ñeent kon ci 2020 ñu war a ànd ak yéen incha allah waaye tey am nañu gan gi jóge ci diaspora sénégalaise bi muy député Mor Kane nag doon député de la diaspora waaye féete fe nga xam mooy Espagne sëñ Mor ma lay wax dalal jàmm ci plateau spécial bu DTV. asalaamaaleykum. allez-y waaye. asalaamaaleykum Modou ñu ngi leen di la sargal di nuyu borom kër gi. di nuyu itam Sénégalais yi ci diaspora bi yëpp. di ànd ak ñoom itam ci métti bi nga xam ne bi moo daanu ci kaw adduna bi. ndax li dal moom li am moom adduna bi yëpp la dal. rawatina suñu mbokk Sénégal yi nga xam ne ni ay góor lañu ay jàmm lañu. jaajëf sëñ Mor daañu wax léegi incha allah ci yow jàppale ñu daal lu jëm ci nekkinu askan wi ak lépp luy information daañu ci toj faram-fàcce ko itam maa ngi wax sàng ni yaa ngi jóge ci diaspora sénégalaise ñu daal di doon nga bokk ci député yi nga xam ñoo représenté la diaspora ci pencum ndaw réewum Sénégal lu ko waxal mooy diaspora sénégalaise bi gëdd gi mu am li muy représenté ci wàllum koom ci Sénégal kenn mënut a dem bàyyi ko. waaye nag fi ñu toll ni tembe mbas mi am ak jàngoro ji bari na lu mu laal bari na loo xam tamit jot na ko indi daañu waxtaan yow ci wàllu googu leen jëmtukaay yi seen kilifa yi jël en tant que doomu réew mi nekk bi doon réew lu si doon avantage nu su mën a gën def ba taxaw tam la diaspora sénégalais loolu lépp incha allah daañu ko waxtaan ànd ko ak yow tey jii itam xam ngeen ni am na ni ko baaxoo defee ministère de la santé dañuy def bilan bi jox ñu situation bi dañuy dem déglu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe bam ñëwaat ci plateau bi mu jox ñu situation ci biir Sénégal. daay ñëwaat léegi ci ministre de la santé mu daal di ñuy indil bilan bi gis nañu ko noonu en image ci kanam tuuti incha allah ñu dellu si waat ci wàllu guddi mel waaye daal jàppale ni bu ñu xoolee la situation dans le monde tey jii ñu wax ak yéen mi ngi toll ci 600. ñu ngi toll ci daanaka 678 857 dans le monde am 678 857 waaye toll tam ci daanaka 141 916 personnes wér nañ ci 141 916 personnes wér nañu ci waaye li faat it bari na li faat toll na ci 31 776 personnes maanaam fanweeri junni ak benn ci ay nit yu génn àdduna. toftal juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn muy 31 776 kon ngeen xam ni Covid 19 bi lëmbee na àdduna bi li muy faatit bari na ba jéggi dayo ba kon aajana ñu taxaw seetlu xool lépp lu nu war a mën a tojaka faram-fàccee ba askan yu dégguñu dellusiwaat déglu ministre de la santé ak ñi mu àndal bu ko defee ñu daal di mën a def kem kàttan ba daal di déglu ko bu ko defee ñu ànd ak moom mu daal di ñuy jox li nga xam mooy la situation ci biir Sénégal muy situation niveau national li ñu ci mën a jàpp rek mooy tey am nañu 11 cas positifs kon ñu déglu ministre de la santé. fukk ak ñaar ñoo ñëw positif. muy ñeenti cas importé ak juróom ñetti cas yoo xamante ne cas contact la
ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi juróom-ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee ci waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan ci bésu tey bi ba ñu commencé ak léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la ñu déclaré fi Sénégal ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci wër bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu hospitalisé leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen topp bu baax ay ndigalam pour que ñu mën a daan Covid-19 bi. Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 28 du jour. Ce dimanche 29 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie. muy kàddu que ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne bi doon na becci ay kàddu doon ñu leeralal lu jëm ci tolluwaay bi ak lépp luy bilan bi. Honorable député Mor Kane ñoo ko déggandoom kon Sénégal mi ngi ci tollu ci daanaka 142 cas waaye mu am ca 27 yoo xamante ni bii dañoo wér yàlla xeb dolli ba nit ñi gën a mën a wér bu baax waaye mu am ca it 115 yoo xam ñu ngi nekk sous traitement tey boo doon defuk natt un peu nooy gisee taxawaayu ministre de la santé ak ay agent am ci wàllum jàppale askan wi ak it booba ak léegi test yi ak liy génn ak ni ñu koy saytoo. waaw Modou Mbacké xam nga bu nu jullee ci sunu borom subhaanahu wa taala wax bisimilahi rahmaani rahim wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. dañuy ñaax rek gouvernement bu Sénégal ak ministre de la santé ñu gën a yokk lu ñu doon def ci mbiru santé ñu yokk ndax santé bi dafa des yu bëree bëri ndax hôpitaux yu doyut ñaareel ba li nga xam ne réew yi nga xam ne bi ay Occident lañ te ñoom ñu ëpp ni mooy fuuf ba gis nañ ci suñu réew mi sax ku ci feebar sax da ngay dem bitim réew fa ngay fajoo ji kon dafa mel ne ñun suñu santé bi dafa des lu bari des googu mu des nag feebar bii rek dañ ca war a jàngataate lu bari te jéem a booloo bokk ndey bokk baay bokk xeex ba nga xam ne feebar bii dana fi jóge ndax ñun ñëpp amul lu suñu réew mi te kuy ñaan ku bëgg jàmm wala nga bëgg sa liberté da ngay amul wér ko mutu wér doo ko tal tey bi lii amee ci àdduna bi kenn xam nañ ne yàq na paralysé na li nga xam ne bi mooy dund doomu aadama yi kenn mënatul dem kenn amatul liberté ñaareel ba li nga xam ne bi itam gouvernement bi ak ministre de la santé dogal nañ ko ñun ñëpp dañ ko war a respecté parce que ci la suñu wér nekk ndax bala nga ne naam ne fa bala da ngay fagu doo ko faju nekkunu fi di xalam wala déet waaye lii day loo xam ne ñun ñëpp dana war a taxaw ci gannaaw Abdoulaye Diouf Sarr jàppale ko ak kenn ku mën a doon ak noo ko mën a jàppalee ci côté bu mën a doon parce que defaluñ ko Abdoulaye Diouf Sarr réew mi leen koy defar suñuy doom leen koy defar sénégalais yi leen koy defal kon loolu wéru sénégalais yi mooy suñu wér jàmmi sénégalais yi mooy suñu jàmm su sénégalais amul jàmm duñ ko am kon dañu ñaan yàlla jàmm te kuy ñaanal jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj te sax jàmm jooju dafa mel ni président Macky Sall mu doon yitteewul ndax fexe na ba woo ku ci ne ci askan wi woo na député yi opposition bi woo njiitu parti yi woo imam yi ba ci communicateur traditionnel yi ba ci sax ñi nekkoon tey ay kuréel yu mel ni waa Y'en a marre dafa mel ni kon am na nu mu bëgg ñëpp àndandoo def wenn say jàkkaarloo ki ñu am muy ab noonu benn Sénégal ca mooy Covid 19 bi. waaw xam nga loolu mu def man dama koy rafetlu parce que loolu bañ ko dalee wax yàgg na
ndax ñun bokk parti démocratique sénégalais suñu activité ba mu commencé suñu secrétaire général national maître Abdoulaye Wade leen woon nañ dagg activité yépp bu kenn defati dara parce que bu kenn tukkeeti tere ñun ñëpp ñu tukki tere ñu def benn activité kon loolu tey bu defee appel boobu dañ ko ci dem wujj ko ci waaye appel boobu itam dañ koy rafetlu parce que itam li ma wax sànq rek sénégalais yëpp ñun benn lañu moom nag mooy président de la république kàddu gi ci loxoom lay mujj na xool loo xam ne lii mooy boole sénégalais yëpp nekk benn sénégalais yëpp nekk benn dañ jële fi rankin bi ak soxorante bi ak kiñaan bu ñu ko fi jëlee rek réew mi dana dox jàmm dana am kenn ku ne liggéey sa liggéey te yàlla def na ne moom Macky Sall histoire du Sénégal dootu ci fay wilaayu mi diin kon nag dafa war a gën a góorgóorlu gën a encadré gën a jàpp sénégalais yëpp tey waxtaan ak ñëpp man damay wax ci sama xalaat ne président Macky Sall avant sax muy def discours am boobu mu def dans la nation dafa waroon a woo président Abdou Diouf mu toog président Abdoulaye Wade toog mu woo xalif généraux yi ci réew mi ñu bokk toog waxtaane li nga xam ne bi moom la nar su ko defee ñoom ñëpp kenn ku nekk wax ko la ci xalaatam mu def su fekkee def na ko wala defu ko loolu wóoruma mais man sama xalaat rek laay dama koy rafetlu rek damay rafetlu itam engagement bi daal taxaw ci gannaaw nguur gi jàppale leen parce que nguur gi itam bu nërmeeloo nun ñëppay nërmeelu Sénégal mooy benn bopp la état ñëpp ñoo ko bokk alors bu ñu waxee Sénégal tam xel day dem ci fa nga jóge muy Espagne kañ nga fa jógee sax en tant que représentant de la diaspora rawatina waa Espagne kañ nga jógee Espagne. Espagne maa ngi fa jógee le 5 bi nu nekk. 5 mars waaw le 5 mars. ah yow Alaaji Mbaa def na la quarantaine càmbala tuuti. ma def naa quarantaine sama kër de. yow le 5 jógee Espagne yow. le 5 de laa fa jógee. waaw le 5 man maa ngi sama wet quelques jours di. waaw ci ba léegi amul lu feeñ. non. alhamdulilah dama lay tooñ sant yàlla. waaw occasion la ñu aw ci yow sargal mbooleem immigré yi nekk ci bitim réew rawatina moment bi nga xam moment bu difficile la moment bu doy waar la rawatina waa Espagne Italie fa mbir ma gën a métteem alors yaa ngi dégg waa Espagne ñoom ñi nga xam tey ñoo la fal ba nga nekk député situation bi toll ni tey noo koy dundee ak ñoom. waaw xam nga situation bi moom dafay metti ci ñun immigré yi surtout nag rawatina ñi nga xam ne bi dañuy yëngutu ci service informel bi nga xam ne dañuy jaay jënd ak jaay ñooñu la gën a metti ci ñoom en Espagne te loolu itam vraiment dañ koy metti waaye nag lu yàlla teg ci doomu aadama mëneesu ci dara dëgg la di wax rek ne fu waay mën a nekk muy Espagne muy Italie muy Portugal instruction yi nga xam ne bi nguur yi nekk foofu joxe nañ ko na nga ko respecté na nga ko respecté parce que mënu nekk ci réewu jàmbur ba pare wëlbatiku ñu yemale waa réew mi yëpp parce que nguur gi fi nekk muy Pedro Sánchez démb def na dernier discours am wax na léegi immigré yi nga xam ne dañ fi nekk ak citoyen espagnol yi yëpp sax la wax waxul immigré citoyen sénégalais yëpp ñëpp lañu yemale activités yi ñu doon def muy koo xam ne ki sa këyit dafa jeexoon tey par exemple am nga droit dañ koy prolonger jusqu'à nouvel ordre ba keroog virus bi di jeex dañ lay bàyyi si këyit boobu su fekkente da ngaa nekkoon bitim réew it doo am jafe-jafe pour retour en dellu foofu ci réew ma nga résider woon ñaareel ba ko amoon permis de conduire itam permis de conduire bi jeex amoo problème pour renouveler ko dañ lay bàyyi permis bi nga di ko conduire ba jusqu'à nouvel ordre parce que bureau yëpp tëj na koo xam ne kii itam da nga amoon ay taxe yoo xam ne dañ la woon doon la ko fay nga defoon ay contravention yoo xam ne da nga ko ameloon nguur gi ay amende genre amende yooyu aj nañ ko ba jusqu'à nouvel ordre impôt yi aussi impôt yi aj nañ ko jusqu'à nouvel ordre aj nañ ko ba jusqu'à nouvel ordre li am solo li nga xam daal mooy ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi ñuy liggéey mooy ñi nga xam ne bi ñi ngi liggéey ci service social yi ku ci bëgg a dem am na aide yu ñu fay joxe ay ndimbal yi ñu fay joxe it la cay tax a jot da am na numéro téléphone yu ñu joxe kenn ku nekk ci comunidad bi nga dëkk ndax Espagne 17 comunidad la maanaam mooy province comunidad bu nekk dafay am ay région ci biir day am ay région ci biir maanaam exemple bu ne woon Sine Saloum waaw am na Kaolack ca biir am na Kaffrine ca biir waaw noonu la demee léegi nag ci province bu nekk itam région bu nekk itam am na service social boobu ngeen di dem jege ji su ngeen demee wala ngeen jël numéro téléphone ngeen sollicité ko ci internet wala ngeen téléphoné fa su ko defee wax leen fi ngeen dëkk ak kaaye bi ngeen dëkk ak yépp su ko defee wala ci ANT wala ci maire yi képp koo xam ne kii itam am nga carte de séjour wala am nga résidence wala amoo résidence itam ñëpp ca bokk yam koo xam ne ki rek am nga carte boo xam ne bi dangaa dem ci mairie bi ñu defal la résidence kooku am na droit mu dem bindu ci ba am na ci dëkk yoo xam ne
ñi ngi dimbali sax jaaykat yi ñi doon jaay. fu mel ne Burgos commerçant yi nekkoon doon ay marchand ambulant genre. fu mel ne Burgos mën naa ci indi exemplaire parce que aide alimentation ba fa nekk jox na Sénégal yi nga xam ne dañu doon jaay ñëpp. koo xam ne ki dem nga dañ la jox ba nga xam ne bi lañ lay jox sax du xaj sa oto. ok dañ la jox loo xam ne du xaj sa oto. maanaam dañ ko def ay denrées alimentaires. denrées alimentaires la ab dund la. buñ leen di dimbalee. buñ leen di dimbalee. beneen bi ci topp itam mooy président Sanché nee na itam képp ku doon liggéey. te du ñi ma lim nii muy ñi liggéey ci gasoline ci essence di jaay essence. wala chauffeur camion yi nga xam ne ñoo war a yóbbu marchandise yi. wala supermarché yi ñi ciy liggéey wala ñiy liggéey pharmacie. ñooñu rek lañ may ñu liggéey actuellement. bu ko defee ñeneen yi ci des itam dañuy toog seen kër jusqu'à nouvel ordre kenn du leen dàq fañ doon liggéeyee. waaye bu weer dee itam lañ doon jot danañ ko jot. c'est important am na sàngalam solo loo xam da nga ko wax bëgg naa sax ñu taxaw ci ëmpam dafa bari fan ni ñu ma woo ay sénégalais yoo xam tey wanoon moom di jooy ni maanaam li leen jaaxal mooy jóge nañ Europe moo xam Espagne moo xam Italie ñëwoon Sénégal waaye seen carte dafa nar a jeex mais seen séjour dafa nar a jeex ndax bi ñu waree delluwaat ci leen Sénégal tëj ay maanaam aéroport am kon dem mënta nekkatim loolu dafa mel ni kon Espagne da cee bàyyi xel am na exemple bu mu joxe boo xam tey nee ñu képp koo xam da nga nekkoon ca réew ma sa këyit jeex wala Sénégal la fekk sa këyit jeex période bi kon amul effet loolu dañ koy ajandi maanaam lépp lu jeex dañ koy aj ba jëmi jamono bu corona bi jàllee dañ lay mën a joxaat sa këyit normal yaakaar loolu dana ajal leeral ba Sénégal bi nekk fi amanuk jaaxle mën ko dégg ni am na lu état bu Espagne jël nga dimbali leen. waaw xam nga loolu mooy lu premier ministre espagnol bi wax démb. daf na suspendre le plazo de los procedimientos de extranjeros. loolu mooy tekki lan mooy maanaam képp koo xam amoon nga këyit boo xam ne tey dañ ko waroon a renouveler date ba jeex na kooku dañ la koy ajal waaw këyit bi day foog maanaam amatul benn procédure bu ñuy toppee sang bi lépp la suspendre mais këyit boobu day mel na këyit buy fonctionner la day dem même bu dee carte d'identité sax même bu dee espagnol bi même bu dee carte d'identité itam même bu dee permis de conduire même bu fekkee ni jeex na mën nga dawal kenn du la jàpp ci jàpp parce que affaire bi du sa faute waaye du sa faute yàlla moo ko def situation la boo xam ne bi monde bi yëpp ñoo koy dund kon ku ci am carte séjour tey yàlla def nga ñëwoon Sénégal nga affaire bi fekk la fi ñu tëj frontière yi yàlla dana la dimbali ba booy dellu doo am benn jafe-jafe doo ko am mais saabu woo xamee ne rek ubbi nañ frontière yi demal nga jege ji agence ba nga dem defari sa billet yi itam c'est la même chose bi avion yi ok kon ki sa billet jeexoon tamit téye ko rek bu demee ba mbir mi soppeeku ba jamono neexaat même billet bi nga jëndoon day mën a valable encore dañ koy daal di réactiver waat da nga ci mën a dox loolu tam c'est important am na sànq loo wax loo xam te ne bii dañu war a dimbali ñu fa nekk ay sénégalais ko xam Espagne daanaka mook Italie ñoo xooyam dafa bari sénégalais yi fa nekk macha allah muy la diaspora sénégalaise mais nga ni boo amee résidence ca la plupart des sénégalais ñu bari ci ñoom xëy na am na fa ay milliers yoo xam te ne bii amuñu këyit ba war ci ñoom naam ñu ngi fay liggéey mais est-ce que ñooñu tey situation bi am comme que dafa spécial nu état espagnol organisé woo ba mën a dimbali ñi amul këyit état xamul leen ndax am na pexe ci loolu wala ba tey ne woon fa woon la. xam nga état moom du dimbali ko amul këyit il faut que nga dem ci maire yi am résidence bu maire bi. maire bi il faut bu fekkee amuloo ko woon. ndax moment bi da nga ko mën a am. soo ko amul woon mënoo ko am parce que kenn liggéeyatul. ñi ko amoon. il y a des 1000 sens ñoom ñu dem mën a dem solliciter ci ndimbal yooyu. nga xam ne dañ koy taxaw di ko joxe. fu mel ne Palma Mallorca di war nañoo commencer. le premier la ñu commencer parce que loolu itam Cheikh Ndiaye mi nga xam ne bi mooy président association ba. dox na ci jéego yu rëy dañ ko ciy sant. di ko ci gërëm ndax Cheikh Ndiaye itam mi ngi taxaw ci wetu sénégalais yi nga xam ne mi ngi foofu mook alaaji mais est-ce que Espagne dafa mel comme Italie ndax boo ñu doon defal xayma rek bi mujjee xayma ci Espagne ñaata sénégalais fa nekk yoo xam tey amuñu këyit bi ci war ndax tam des fois situation bi du leen permettre ñu am këyit mais ñu nga fay liggéey clandestinement est-ce que mën nga ñu xaymaal tuuti at yi ñu weesu ñaata sénégalais fa nekkoon yu nekk situation boo xam ne dafa irrégulière. xam nga Modou loolu dafay jafe parce que li koy jafeel mooy bu fekkee mënoo identifier woo leen. mënoo xam lim bi ñaata la. su fekkoonte ne sénégalais bu ñëw da ngay dem ca consulat ba. dem inscrire fa am carte consulaire. tey boo fëggee consul danañ la mën a wax ñaata sénégalais ñoo fi ne ñu am këyit ak ñu amul këyit. mais c'est très difficile parce que ñu ci bari même sax waxuma la këyit sax mais day doy waar. ndax itam pour nga ma wax lim bi mais la fa ne ci sénégalais moom. bari nga moom foo ko takk passé ñu amul këyit kon situation bi parce que Espagne mooy porte de l'Europe. fi la ñuy duggee ndax fi la gaal yi. fi la ñuy jóge Maroc di ñu génn vraiment la fa dugg bari na mais est-ce que tey loolu
du nekk beneen inconvénient maanaam beneen problème ci biir problème bi situation am na même ñi am këyit ñu ngi dund ay jafe-jafe ba état ba leen dimbali kon yow mi amul këyit da nga dund jafe-jafe bi ci confinement bi ci crise économique bi nga xam dana am mais tamit nga am benn problème mooy amuloo këyit wur la mën a xamee ba nga mën a am ci aide sociale yooyu nga xam ñu ngi koy génnee loolu xanaa kon beneen problème la encore ci biir problème bi. xam nga loolu itam mën naa bañ a nekk borom beneen problème parce que Sénégalais yi ci bari itam. ñun dëkk boo dem dafa am ay daayira. dafay am ay association ku dem nag koo xam ne sénégalais nga. dina salaamaaleykum ci dëkk di fa gan da nga war a dem bokk ci association ba wala nga dem bokk ci daayira ya su ko defee ñu mën a xam yow yaay kan su ko defee lu mel nii tey su amee keesu daayira bañ doon dajale wala keesu association bañ fa doon dajale ku nekk di ci def su ñaqam nu fa kuñ ci mën a jàppale da nga xam ne yelloo nga ko ñu mën la cee jàppale démb rek maa ngi jokkoo ak Talla Jenn Madrid moom itam mu cee def jéego yu mat parce que ñoom ñu ngi xool solution ndax boo demee pakistano yi ak ña fa nekk xëy na wute nañu ñoom ci liggéey waaye ñoom ci organisation ñoom dañoo dimbali seenu askan dañoo dajale ñoom ci seen biir dimbali foofu am loo xam ne dañ ko jàppale te loolu Sénégal mu ngi koy def aussi waaw ci Italie mais Espagne commencé gu fa ba boog ñi ngi ci xalaat mais àggaguñ ci pandaw ji Italie moom ku mel ne Mbaye Diop mi ngi ciy def jéego yu rëy def parce que mu ñooy jëkk association bi nga xam ne bi ñoo nekk Italie te jëkk koo def dem yóbbul ko action sociale bu xam naa sax yaa ngi tudd Italie ñu fa dem ci kam tuuti ak ku mel ni Baye Diouf mu defal ñu un peu la situation waaye par rapport ak aide bi ña fa nekk ay Sénégalais taxawal ngir dimbali ña fa nekk ay doomu Sénégal li ngay wax dafa am solo ndax bu ñu xoolee que ni am na fa ñu bari ñu amul kayit situation bu méttee il faut daayira yi ñooy taxaw ak association yi il faut ñu xoolaat kon tamit naka la daayira yi mën a gën a organiser woom ba mën a gën a dimbali ña fa nekk ca loolu il faut kon ñu waxtaanee ko bu baax ni ko waa Italie defee ak ni ko waa Canada defee waaye itam ñu mel ni waa Allemagne alors ñu xool ci biir Sénégal ak zone centre bu région bu Diourbel El Hadji Modou Gueye ca Touba El Hadji Modou maa ngi lay nuyu. allo waaw. El Hadji Modou Gueye ndaka waa Touba. waaw waa Touba ñu ngi fii ñu ngi sant yàlla bu baax sëñ Modou Mbacké. alhamdulilah ndaka situation bi foofu lan moo fi information phare man nag sama xel la ci njëkk a dem mooy mbirum couvre-feu bi fan yii yëpp bari woon nay coow démb nee nga na dispositif bu nu fa indi foofu ngir renforcer sécurité bi foofu ci Touba yooyu yëpp tey looñu ci mën a wax comme actualité. waaw couvre-feu bi li ñu la ci mën a wax comme actualité bu bees mooy mi ngi wéy donc ñi nga xam ne ñoom ñooy yore wàllu sécurité bi fii. ci commissaires yi commandant de brigade yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy chef d'escadron yi ñu ngi koy wéyal. donc depuis boobaak léegi nag jot nañ c'est vrai ay renforts yoo xam ne ñëw nañ d'ailleurs sax gendarmerie war na def benn mise au point ak la presse ànd ak ñoom. pour woon leen un peu ñoom li ñuy liggéey ci mbiru Covid 19 bi. ak lan la ñuy def ci li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi. donc moo lay wan ne kon liggéey bi mi ngi wéy. li ñu daan nemmeeku aussi muy yenn bastonnade yu ndaw yoo xam ne daan nañ ko gis ak yooyu dafa mel ni wàññeeku na tamit. donc mais teewul ba léegi am na quelques personnes rek yuy dëgër bopp di génn. mais de plus en plus balaa presque tëri nañ. donc loolu mooy li jëm ci wàllu couvre-feu bi daal mi ngi dox normal. nit ñi respecté nañ ko. loolu nag sax daf may jox transition sëñ Modou ma dugg ci li nga xam ne moom mooy feebar bi ndax yaakaar naa ne. toog boobu ñu toog ci kër yi. ci daanaka presque ay fan a ngi nii. ñu jëm ci juróomeelu fan bi am na lu mu tàmbalee jur ndax feebar bi nee nañ dellu na ginnaaw bu baax loolu docteur yi ñoom ñoo ko wax dellu na ginnaaw bu baax fi nga xam ne moom mooy département bu Mbacké. muy commune Touba ndax foofu rek la am ci région bi donc dellu na ginnaaw ndax juróomi fan yi ñu weesu. tey di juróom-benneel bi amul benn cas bu bees boo xam ne nemmeeku nañ ko waaye nag terewul fi nga xam ne mooy centre bu Daaru Manaan ba léegi foofu am na fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ne ña nga fa ñu interné leen di leen faj loolu la docteur Mamadou Dieng xamle. démb bi nga xam ne gouverneur mi ngi doon visité waat encore dispositif bi. fi nga xam ne moom mooy Touba. di xool mbir yi naka lay doxee ak mais ba léegi nag hôpital boobu nga xam ne nguur gi dafa waxoon dina ko tabax ci juróomi fan. bokkul ak hôpital militaire mooy hôpital boo xam ne dafa jëm ci wàllu taxawu ñi nga xam ne ñoom ñoo yor feebar bi jëm ci Covid 19 bi. hôpital boobu ba léegi taxawagul loolu tamit lu ñu nemmeeku la waaye hôpital militaire bi nga xam ne ay soins externes lay def. ak assistance en externe ñooñu ñi ngi wëyal seen liggéey. leneen li nga xam ne aussi nemeeku nañ ko te mën ko wax mooy centre boobu nag ñii nga xam ne daal li jaaxal nit ñi mooy day manqué ndox
ndox mu ñu naan ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk foofu. ban centre la centre militaire wala centre Darou Manane nga xam ne dañuy profité peut-être situation bi aussi pour am yenn visibilité yi. ña nga fay dem di leen jébbal ay dimbal yu jëm ci wàllu ay ndox yu ñuy naan ak yooyu. ndax ndox dafa manqué woon ba mu fës ba nit ñi xam ko am nit yoo xam ne ay privé lañ. dem fa di leen jébbal ndox mu ñuy naan donc loolu tamit nguur gi war nañ ci bàyyi xel. beneen bi ci des mooy marché yi officiellement. wax nañ ne arrêté bi daanoogul waaye ñi ngi appliqué li nga xam mooy tëj marché yi. bu 5 heures jotee marché yëpp dañu tëj. oto yi nga xam ne aussi geddoon nañ ne dañuy bàyyi. duñu liggéey am na ci ñuy commencé liggéey par ndànk-ndànk ndax xam nga boo geddee loo xam ne sa dépense ci la ne moom faw nga dem. fortaal ci waaye nag dañoo yokk paas yi. ndax 200 francs la ñuy laaj ci ku jëm Touba. 200 francs la léegi diggante Mbacké ak Touba 7 kilomètres maanaam la ñu pertoon ci nit ñi loolu la ñuy dabuwaat kon xam nga ne dara changé wul. te yooyu yëpp dañ lañ ko tere woon. moo lay won ne aussi dafa am benn problème bu mag boo xam ne moom moo am ci mbiru couvre-feu ak état d'urgence bi. moo dafa am un problème de personnel pour le suivi des recommandations ak directives yi nga xam ne autorités administratives yi ñu ngi koy jël. seen application sur le terrain effectiful. waaw seen application c'est pas effective donc kon dañuy décision bu ñu jël ci kayit tamit daanaka du am ay force de l'ordre yu doy yu koy mën a mandargaal. la fi amoon daal mi ngi continuer oto yaa ngi fees ak yooyu donc voilà loolu daal mooy jafe-jafe yi. nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Covid 19 bi. du ñàkk tamit ku mel ni préfet wala sous-préfet ni ko police defee wala gendarmerie daañu woote def un peu def état des lieux pour le moment 4e jour bi amee couvre-feu ak léegi looy xaar ci ñoom nga jàpp ne du ñàkk daañu ko nag jël ci ay matukaay ngir mën a accompagner li nga xam mooy couvre-feu bi ndax jaa ngi koy wax sànq ni c'est important ñu ngi ci juróom-benneel bi fan Touba amul cas bu bees ñu ñaan mooy ca loolu nga jàpp ni toog gin toog xëy na am na ci effet aussi. waaw toog gi ñu toog forcément am na ci effet parce que xam nga nit ñi budul buñ ko joxantewul suñ biir fii mën nañoo dem Ndakaaru jël ko fa andi. waay donc le fait que ñu téye oto yi ñuy bañ a dem ak yooyu. dina am lu mu ci wàññi waaye nag ma fàttali la ne fi mu toll nii am na oto yoo xam ne dañuy xattar bekku jaar ci mbedd suuf yi di xëtt ba dugg biir Ndakaaru. loolu mooy fital juróomi junni lañ leen di fay par nit. loolu gendarme yi ak policiers yi xam nañ ko sax jamono ji waaye. xam nañ ko mais bi ko xamee lu ñu jël ko matukaay woogul juróomi junni ngay fay ñu bëtt ak yow fi nga xam ne moom mooy. mais El Modou Touba Fall. El Modou noonu wuti tay ba muti fa jaar gaawaan ceytu bëtt noonu. jaar Lambaay. di ko xëtt ba ñuy àgg. maanaam daal dañuy def comme ay genre ay fraudeur ah. léegi kon day mel ni ñuy def rallye yi. waay dugg ci àll bi noonu. mais tam Dakar benn buntu la El Modou bala ma lay bàyyi Dakar benn buntu la bu fekkente ne kilifa yi bëgg nañu maanaam dakkal loolu moom lu yomb la ndax Dakar benn buntu la xanaa nga aw ci ndox mi jël gaal. xëy na dugg waaw mais xam nga Dakar nekkee benn buntu aussi boo xasee dugg ci oto yi Dakar yi day mel ni yaa ngi Dakar. en tout cas c'est un peu compliqué. c'est un peu compliqué Dakar day mel ni yaa ngi Dakar nga bàyyi ko rek. bu la laajee nga ne. non li ma bëgg a wax mooy boo jëlee autoroute bi wala nga jël route nationale bi vraiment gars yi am na fu mën a jaar ba mën a surveiller. fu ne la ñuy génne dañuy génne Lac Rose dañuy génne Déni Biram Ndaw fu ne la ñuy fële. c'est tellement compliqué vraiment el da lay gërëm bu baax a baax nit ñi waa Touba bu baax. jaajëf El Hadji Modou Gueye ci daanu Touba jox nañu information beneen mooy par rapport ak oto yi di forcer maanaam di xam nga tam Sénégal loolu moo ci métti yàgg naa koy wax gis nga tey lii état jël ni dogal da koo def ngir ñun sénégalais yi état amu ci intérêt d'ailleurs sax pertement la pour moom ndax bu sañoon tey état day dox lépp yi dox nit ñi dem ak a dikk bu ko defee mu am taxe yu muy collecté keesam mën a am dara moom keesu état. waaye xam nga ni bu tolloo fii tax ñu ne oto yi toog du pour keesu état waaye pour sunu intérêt ñun en tant que sénégalais. ndax tey gis nga jàngoro ni muy wàllaatee même bu fekkente ni am nga Covid 19 bi fan yi ngay toog nin lay sonale ci àll bi nga dem l'hôpital ñëwoon la saytu sa bakkan xaj ci kon mbir mi dafa aaje déglu àndaat ak dal du ma tàyyi mu ko di ko wax ci wàllum sensibilisation bi. ku ne nag sa soxla fa mu nekk yaa ko xam situation bi nga toll yaa ko xam. mais nag nañu may tandiku tamit muy dem bay jox laneen ndax tamit di teggi di dugg ci ay àll di fétal di dem ca fekk na xëy na am na lu tax ñu aayale ko nañ ci bàyyi xel bu baax a baax lu mënta ñàkk bu amee demal préfecture wala gouvernance nga demander autorisation
teg ko ci yoon boo defee oto bi lay yeb respecté normes yi bu ko defee du am benn walante buy am. alors ñu ngi ak député Momar Kane jóge ca Espagne bu ñu waxee Espagne Mor Kane yaakaar naa war nga xam bu baax le journaliste Momar Dieng Diop mi ngi en ligne Momar maa ngi lay nuyu naka waa Espagne. Modou Mbacké ñu ngi lay fay bu baax a baax di la jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni aussi yaa ngi koy def. merci beaucoup. boo laajee honorable député Mor Kane ndax xam na Momar Dieng Diop loolu day dana xaw a doy waar ndax wax dëgg yàlla honorable député boobu nijaay leen xale ci man kon boo ko ce qui veut dire que ni xamante nañu bu baax a baax. ñu kontaan lool am contentement lool ci invité bi nga ko invité foofu ci plateau bi mu war a jox aussi yenn information alhamdulilah man xamu woon ni sax am ngeen ak mbokk Mbadara mais dama jàpp ne rek yéen a bokk Espagne war ngeen a xamante mais macha allah kon xamante bi am na. alors tey lan mooy information phare bi ci Espagne rawatina mbirum évolution Covid 19 bi. waaw Modou Mbacké ci li nga xamante ni moo information fi ci diwaanu Espagne li ci wax rek mooy d'abord cas yi nga xamante décès yi nga xamante ni enregistré nañu ko. tey jii ci benn fan rek enregistré nañu fi mu nekk ni 838 cas de décès. li nga xamante ni tey jii ci benn fan rek li nga xamante ni dañoo am jàngoro ji fi ñu toll na ci 78 797 loolu ci nga xamante ni nekk ci ñu génn àdduna lépp lim bi yëpp toll na ci tey jii 6528 di wax ni tamit ci loolu lim ñaari lim yooyu mu tudd yëpp 14709 ñoom amoon nañu jàngoro ji ba fi mu nekk nii wér nañu ba ñibbi seen kër liñ ci mën a wax rek Modou Mbacké mooy fi mu nekk nii indicateurs yi yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi wone ci même direction muy direction boo xamante ni dañ ci am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndaxte bu ñu seetloo li cas yi nga xamante ni nit ñi nga xamante ni dañ doon am jàngoro ji fi mu nekk nii stabilisé wu na loolu aussi ñi nga xamante ne moom autorité yi rafetlu ko bu baax a baax. leneen li nga xamante ne aussi dinaa ko ci yokk rek mu jëm ci communauté bi comme ni ko honorable député Mor Kane waxee fi mu nekk nii situation bi nga xamante ni coronavirus bi ak confinement bi te suñu mbokk yu bëri tey ji dañu liggéey ci marché bi yi nga xamante ne mooy ci kaaje bi fi mu nekk nii lépp taxaw na effectivement kon dina aajo ndimbal loolu comme ni mu ko waxee tamit noonu la fi mu nekk nii muy service social muy ci ayuntamiento yi muy ci cabildo yi wax dëgg yàlla am na ay chaîne de solidarité yoo xamante ni dégagé nañ ko comme ni mu ko waxee fi mu toll nii boo ni ñëwee Espagne même bu fekkee amoo këyit mais boo amoo empadronamiento bi de plus de 6 mois rek boo ko amee boo ñëwee présenté wu fi nga xamante ni mooy ci service social yi wala ci yi nga xamante ni moom lañ habilité pour la circonstance di nga am ci ndimbal yi et en général sax cas yu mel ni bu amee comme émergentiel la duñ ci xool ndegam am nga këyit wala amoo këyit ndimbal dafa aajo kon dañ lay jox ndimbal gi bu fa nekkee leneen li nga xamante ni aussi rek dinaa ko ci yokk ñun aussi au niveau de la communauté fii en collaboration avec le consulat général am nañ benn comité bu nga xamante ni ñu ngi ko mettre sur place ñu ngi ciy liggéey pour jéem xool daal naka la ñuy aider ñi nga xamante ni dañ ko soxla par rapport ak li mu wax li nga honorable député wax ko jëm ci ñi nga xamante ni mooy wàllu décret bi nga xamante ni gouvernement espagnol génne na ko muy décret 463 2020 di wane bépp place bu nga xamante ni tey ci rek ci wàllu formalité administrative bi boobu dakkal nañ ko ni mu ko waxee bu dee nag li nga xamante ni bu fekkee yow sa këyit dafa jeex mu fekk la Sénégal bu boobaa li ngay def mooy da ngay dem ca ambassade ba ñu def wala ci consulat bi nekk Espagne bi nekk Sénégal ñu defal la li naan régresso loolu aussi jaadu na aussi ñu joxe information beneen information bi ma ci yokk rek mooy fi mu nekk nii tey jii ci nga xam ci dimanche gi gouvernement bi aussi wax na képp koo xamante ni liggéey da ngay liggéey te liggéey bi ngay liggéey nekkul liggéey bu essentiel da nga toog sa kër du 23 à partir de tey ba le 9 avril ndax dañoo jàpp ni période boobu aussi période incubation la day te jàngoro ji ñi nga xamante ni dañ ko amoon dañ koy day daal di fës ci ñoom kon aussi day jaar aussi confinement bi ñu gën koo respecté Modou Mbacké lii mooy xibaar yi nga xamante ni moo tukkee ci diwaan Espagne bu tekkee amul laaj rek ma delloo la waat antenne bi. waaw sama laaj rek mooy par rapport ak liy faatu Espagne léegi par jour. dafa mel ni Italie Espagne tout le temps ñooy nekk nii ci cas de décès yi mais luy problème bi Espagne exactement situation bi lan la dinaa ci laaj sànq xam naa dinaa ci laaj honorable député Mor Kane mais comme que yaa ngi en ligne loo jàpp ni situation bi loolu moo ko indi ba tax ñuy gis ni cas de décès day gën a évoluer tout le temps di gën a yokku.
waaw boo xoolee si édition yi passé Modou Mbacké maa ngi la ko ci doon wax xam nga Espagne dafa nekk une population vieillissante. population vieillissante aussi day nekk ay mag yoo xamante ni dañuy am yeneen pathologie tey ji coronavirus bi Covid 19 bi dafay ni muy gën a attaqué 87% des cas yi nga xamante ni enregistré nañu ko fii 87% ay mag lañu donc de plus de 60 wala de plus de 70 ans. donc ñooñu dañuy am benn invulnérabilité loolu tax na aussi jàngoro ji di leen attaqué te loolu aussi day inéluctablement dafay répercuté yow ci li nga xamante ne mooy cas de décès yi. mais n'empêche fi ñu toll nii les autorités aussi en collaboration avec l'armée fi ñu toll nii ñi ngi habilité sax à partir d'aujourd'hui fi nga xamante ni mooy hôpital de campagne bi nga xamante ni tey jii ñu ngi ko war a def incha allah ci dimanche gi fi nga xamante ne mooy Gregorio Marañón ci diwaanu Madrid. pour rek jéem a xool daal ni ñuy ànd en symbiose. pour jéem a xool ni ñu ko pour fagagal li nga xamante ne mooy jàngoro ji. jaajëf Momar Dieng Diop ñu ngi lay gërëm bu baax a baax merci beaucoup Mor Kane dégg nga sa jarbaat bi xaw ma woon ni sa jarbaat la parce que lii mooy Sénégal nit ñi dañuy toog bokk jataay di jokkoo far ndekete c'est la même famille kon ñu gërëm ko Momar Dieng depuis des années ñu ngi collaboré man ak moom depuis fi mu njëkkoon a nekk ba tey fii ñu yàgg collaboré ak moom ñu koy gërëm di la wax ni la sa jarbaat macha allah liggéey bi muy def ci côté diaspora bi aussi tout le temps bu ñuy jokkoo mu jox ñu information macha allah mais am na lu mu wax sànq loo xam ne moom laa ko laaj tam naa la ko laaj gestion bi maanaam ni état yi di gérer feebar bi jàngoro ji Italie gis nga ko dem na ba jaaxal leen dafa mel ni Espagne tam fi ne fa la toll ndax Italie am nay temps tolloo na ci 800 morts par jour Espagne démb ca la toll waa tey jii pour yow lu xew exactement yow mi miin Espagne def fa daanaka 30 ans mbaa lu ko ëpp ci plateau médical bu Espagne boo ñu ko doon faram-fàcceel tuuti ñu xam tuuti nan la seen ay médecins di doxee seen i hôpital fu mu toll ci degré mën a faj gi ak taxawaay gi. waaw xam nga maa ngi nuyu sama jarbaat. Mor maa ngi lay nuyu di la siyaare te itam di la wax rek waa Koor ca kanam parce que yaa ngi liggéey bu rëy ci diaspora bi te loolu it yàgg nga ko def du tey jëkkewoo ko tey ndax yàgg nañu Espagne mu fay liggéey bu rafet. ba jiite fa fédération de l'association sénégalaise. ba ñu amoon benn siège à Madrid. ñu ciy liggéey baag si fii ak si tey. dox koo noppalu itam mi ngi ciy def lu rëy di ko def moom ak certains ay sénégalais yu bari mu bokk ak ñoom. boo demee nag ba nga xam ne association yi daje nañ dajaloo na la yow la. su boobaa am nga responsabilité bu rëy. bien sûr kon Mor am nga responsabilité bu rëy waaye yooyu itam. de gàcce ngaalaama de soo gannaaw yaa ngi def liggéey bu rafet kontaan nañ ci yow bu baax li tax ñu kontaan ci yow du question famille da nga ko def muy liggéey boo xam ne da nga koy defal diaspora bi ndax ñun amuñu lu dul diaspora bi ndax diaspora bi. tey jégg nañuy sànni ñu leen di sànni xeer ak lu ne waaye ñun loolu amaluñu njariñ li am solo. mooy nañu liggéey rek te gën a góorgóorlu. voilà ki nga xam ne kii rek bu soxlawut ci ñun wala mun ñu xool su ñëwee gis ñuy def loo xam ne li di faj gàcce yi fii ci biir réew mi. defe naa loolu ndax koo xam ne da ngay dugal 1000 et quelques milliards cim réew yaakaar naa état ba fa nekk sax. war na laa teg foo xam ne wóoru fa teg kenn. ndax am na lu bari loo xam ne ñun dañ koy def ci économie surtout fu mel ne Espagne. nga xam ne ñun daanaka fa la ñu basé suñu lépp fa la nekk. suñu li ñu dundee suñu njaboot. fa leen koy jëlee lu ñu def fu nit bu dee kër gu ñuy tabax fa leen koy jëlee bu dee oto bu nu war fa leen koy jëlee kon gàcce ngalamati te ñaareel ba itam képp koo xam ne yaa nga fa ak situation boo mën a nekk ku am këyit ku amul këyit ñëpp am nga kenn ku ne am nga médecin yu lay si wër am nga médecin yu lay si wër xañ na nag lii dafa daanu ci seen ko ba ëpp leen doole ba mënuñu ci dara waaye wax dëgg yàlla affaire médecine moom espagnol yi moom jàmbaar lañ ci trop te itam am nañu laa biir te itam même malade bu àgg ci ñoom day ni lay waxee rek mën na laa wax ju sedd ja wax ju neex ji rek mën na laa jàpp ba nga fartane waaw kenn du la gëdd kenn du la harcelé kenn du la wax defal ni defal na kon nag dañuy sant yàlla mais li ma ciy dolli rek Mor Modou Mbacké mooy président de la République lii mu def nii nga xam ne nit ñi duñ génn guddi man su ma sa léegi téyel foofu ba lu ñëw ci gestion bu Sénégal di gérer épidémie bi wala sax pandémie bi ak lu jëm ci couvre-feu beeg état d'urgence bi nga xam moo ko jiitu baa ma dem Italie dama jóge sànq Espagne ak Momar Dieng Diop baa ma dem Italie ak Baye Diouf ca Lombardie Baye Diouf ma lay nuyu salaamaaleykum wa rahmatullah waaw asalaamaaleykum Modou Mbacké ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp waaye ak ñu lay seetaan ak yëpp. jërëjëf ñu ngi leen di masawu coono bu baax. vraiment ñu ngi masawu coono. jërëjëf yéen ñi nekk Italie yi nga xam mbir mu dafa metti ni ko defee sànq ci waa Espagne. am na sax lu ma doon wax démb maanaam du ñàkk mu am ay psychologue
wala ay psychiatre yoo xam dañuy ñëw dimbali leen ngir accompagner yenn Sénégalais yi foofu naam ay jullit ngeen ay jàmbaar ngeen mais balay loolu du ñàkk nga jox ma situation bi ndax démb moom dafa mel ni mbir mi yegg na ci benn niveau boo xam ci cas de décès dem na ba jéggi dayo ba sëñ Baye Diouf. waaw Modou Mbacké jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ne donc effectivement démb ak bërki démb wax dëgg yàlla ñi feebar bi génne àddina bëri woon na trop parce que ñaari jours yi rek soo leen di boole presque li jege na 2000 personnes. 2000 personnes génn ci àddina. tey waaye mais mu ngi wàcc nag xam nga démb bërki démb 960. démb 883 tey 750 mooy ñoo génn àddina. 750. waaw 750 tey ñoo ci génn àddina. léegi comme li ñuy wax borom xam-xam yi pic xam nga su affaire bi yeggee pic bi surtout nag nit ñaa ngi tëju kenn génnul. peut-être affaire bi dina wàcc. waay mën naa ne waa Chine noonu lañu doxalee woon. la xew Chine noonu la woon parce que affaire bi dafa yéegoon ba si yàgg xanaa di wax ne rek fi mu nekk nii ñi feebar bi mos a jàpp yëpp ci Italie. toll na ci 73,000 personnes. yoo xam ne wax dëgg yàlla am nañ contaminé nañ leen ci coronavirus. léegi loolu mooy vraiment chiffre ramassé yi. nee nañ am nañ 13,030 personnes yu ko yoroon nag te wér. waaw. waaw 13,030 personnes yoo xam ne yoroon nañ feebar bi ba noppi wér. waaw léegi ñi nga xam ne nag ñu ngi leen dugal ci hôpital yi muy thérapie intensive mu ngi toll ci 3,900 personnes fi mu nekk. donc affaire bi jeexagul fii mais am nañ spécialiste ñiy suivre affaire bi ñu naan dañuy affaire bi tegu ci yoon ñuy wàcc. feebar bi. mi ngi wàcc xanaa rek ñu ñaan yàlla loolu continuer parce que wax dëgg yàlla. dëkk bu mel ni Italie ci diggante weer ñàkk fi 10,900 personnes. xam nga bëri na trop. waaw dafa mel ni guerre. naa ne am guerre sax am na guerre yoo xam ne sax loolu ci du ci guerre. du ci gënaat. waay doy na waar Baye Diouf ni ko waxee mais am nañu yaakaar ci ni mi ngi wàcc ndax jàngoroom mbas yi mel day am fu muy toll bu yéeg ba jéggi dayo ba wàccaat la mën a def ndax xëy na fagaru gi mais bu demee ba démb ñun Italie daal dinay franchir les 10 000 morts ni nga ko waxee sàngam loolu état psychologique gu askanu italien yi foofu nu mel italien yi tey seen xel ak seen maanaam yow mi xaw a miin un peu italien nun dundee mbir mi dégg xëy di dégg ay faatu yu bari noonu. waaw alors comme ni moom fa naa ne mos naa ko wax ci sa benn programme. italiens yi pour le moment ñu ngi réagir dans l'ensemble dans la grande majorité. ñu ngi réagir d'une manière très digne. ñu ngi toog seen kër yi wax dëgg yàlla mais nag. am na ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi commencé seen bopp baa ngi explosé. am na ci boo xam ne dafa dem supermarché dugg ne du fay. waaw am na ci keneen boo xam ne dafa dem ci banque bi ci machine banque bi dóor ne dafa soxla xaalis. donc xam nga am na des cas fragiles des personnes fragiles. affaire yi su amee ci àddina bi yëpp day am ñoo xam ne dañuy seen bopp daal day tourner. day tourner parce que nag déjà am na ci ñoo xam ne am na ci ñu génn àddina am na ci ñu xaru. waaw parce que am na ñaari infirmière yoo xam ne. waaw dañu xaru. waaw dañoo xaru ñaari infirmière ñoom biñ jógee ne dañoo positif rek dañoo xaru dañoo rek seen bopp donc xam nga donc y a des personnes fragiles toogaay bi nii ci kër ñun am nañ foi maanaam am nañ ngëmu yàlla dañuy muñ di ñaan waaye mais nag am nañ ci ensemble daal je dis que pour le moment ça réagit bien ndax lii su génnee relations sociales yi day changer est-ce que nit ñi dinañ gën a am jox valeur rapport social yi wala rapport sociaux yi wala déet loolu fu nekk nii moom la ñuy jéem a ñu bëri ci ceytu di xool daal mais nag
dina am faaw mu am changement faaw mu am reconfiguration ci système bi moo xam ci collaboration diggante réew yi mais nga ni ma am na ay médecins yu dem ba xaru bi na yëgee ni am na jàngoro ji loolu doy na waar lool du ñàkk foofu laay tàggoo ak yow sax ba tey ci wàllum sensibilisation bi waaye itam démb xam nga bind naa la message naan la bari na ay sénégalais yoo xam te ne bii ñu ngi woon Italie ñëwoon Sénégal nekkoon ci benn vacances 2 mois wala 1 mois far mbir yi xew pour ñu delluwaat nekk ci ñoom problème yow mi nga xam consultant nga ci wàllu migration loolu mën a wax pour ñu comprendre ni buñ jaaree fii mbaa ñu jaar fii d'ailleurs sa gis naa nga am loo ci bind daal di koy publier mais damay bàyyi nga toj faram-fàccee ñëpp dégg la ngir mu leer ci ñoom. waaw Modou Mbacké comme ni nga ko xamee dafa am sénégalais yoo xam ne yàgg nañ fi trop ba am nationalité fii ci réew mi. waay. ñu ci bëri dañoo demoon vacances. bloqué wu Sénégal. su bokkul ak ñi am nationalité am na sénégalais yoo xam ne am na ci ku ma woo démb ne moom dafa ñëwoon Sénégal bàyyi Italie jabaram ak doomam pour ñaari jours la fa bëggoon toog. am nu mu fa doon régler urgence. budget ba mu yore woon pour ñëw Sénégal da koo calculé woon ci ñaari jours. waay ñooñu bloqué. te wax dëgg yàlla ay Sénégal lañ waaye seen njaboot yëpp ñu ko yore. mais am na solution. non alors solution bi moo di ambassade Italie wax dëgg yàlla ni mu doon topp doomi italien yi même suñ fekkee ne ci italien yi dafa am ñoo xam ne sénégalais lañ woon dafa war a yem. da ko war a yem la. parce que nee nañu woon dafa war a jël benn avion pour jël si ñi nga xam ne ñoo nekk italien foofu ca Sénégal. ok italien nag constitution italienne su koy waxul der bu weex wala waxul der bu. mais ci këyit italien la. passeport bi la wax. léegi nag yàlla def na bi ma dégganteeg ñaa nekk ci situation boobu. créé nañ benn groupe ba ñu alerté médias yi. ba gis nañ ne ambassade Italie yi xaw a deltu ginnaaw. parce que léegi def ne ñi nga xam ne dañoo am nationalité waaye am résidence Italie. parce que nag nit mën na am nationalité italienne mais ñëw toog Sénégal su boobaa Sénégal la am résidence. ok mais waaw nee na nag su avion bi te ñooñu sax avion bi nañu waxante dëgg gouvernement Italie moo ko toppatoo yónnee ko il paraît que mardi la war a ñëw Dakar. yónnee ko ay doomam foofu ci Sénégal mais nekkul ne billet gratuit la. parce que mais léegi Baye Diouf billet payé kon. ci tënk ci lu gën a clair maanaam ci mbirum communication kiy déglu comprendre kon bu rombee gouvernement bu Italie ministre bi ñu dénk wàllum immigration foofu amul beneen procédure bu ku mel ni Moustapha Touré dëkk Touba wala bàcc mi nekk fenn ci Ndakaaru dañ ma woo démb di ma laaj information wala ki dëkk ci beneen pays ñëwoon Sénégal waaye mi ngi Italie jamono ji kon amul benn pexe bu mu war a mën a jaar kon ba delluwaat bu weesoo avion bi Italie envoyé wala bu demee ambassade wala bu demee consul bu Italie fii Sénégal ndax am na ay procédures yoo xam bu ci jaaree mën na dellu wala amul solution ba tey kon. waaw pour ce qui concerne ñëw Italie fi mu nekk nii jafe na trop malgré avion bi nga xam ne gouvernement italien mu ngi koy yónnee mardi nekk na lu jafe nag pour ñëpp ñëw pour dellu si fi mu nekk nii li nga xam moo xew moo di malheureusement ñun organiser wuñ pour kenn ñun communauté sénégalaise lay wax muy yi nekk fii ak yi nekk si organiser wuñ pour ay communauté de crise yi ñu am ay foo xam ne mën nañ fa jëlee xibaar yu baax. ok waaw ku ci nekk da ngay daw ci sa mbiru bopp te loolu problème la. maintenant il paraît que Air France. mu ngi jógee Dakar di dem Paris di yóbbu ay touristes français yëpp a toogal. dégg naa ne loolu tamit mais dégg naa ñi oo te tey Air France dañ leen wax ne place yi am de 17 mai la. donc xam nga 17 mai. c'est un peu compliqué mais am na tamit dama jot sànq benn information Baye Diouf mu jóge ci Espagne xam nga fii maa ngi ak député Mor Kane bu nekk Espagne mu ne fi mu toll Espagne. allo dañoo jël dogal
Espagne dañoo jël benn dogal ni ku sa carte ku sa séjour jeexoon moment bi ba tey valable na dañ la koy gardeel même bu dee permis de conduire bu jeex la dañ la koy gardeel lu mu ci mën doon daal bu fekkee jeex na it instant bi day continuer dox ndax situation bi moo ko indi bu dee Italie moom jëluñu benn matukaay ci loolu lu jeex na. amul suspension procédure wala non jël nañ ko Modou Mbacké. Italie moo fa naa ne ñoo ko njëkk a jël sax. très bien loolu laa bëgg mu leer waaye. waaw képp koo xam ne yaa ngi Sénégal sa permis de séjour jeex. waaye. ci mbirum coronavirus bi bul ba le ñu ngi koy wax ci ba le 20 mars. virus ba le 20 mars. waaye séjour jeex. prolongé nañ ko ba le 15 juin. le 15 juin. képp koo xam ne après le 20 waaw képp koo xam ne sa permis de séjour après le 20 juin après le 20 mars la jeex. dinañ ko prolongé ba 30 août. ok ba avril la. donc suñ mbokk yi nekk Sénégal. yoroon reçu de renouvellement wala seen permis de séjour. nañ leen di digal ne buñ tiit buñ jaaxle. am na ci léegi ku ma oo léegi de Joal. très bien loolu laa bëggul mu leer comme information. waaw leer na nañ bu ñu am dara lu jaaxle. buñ tiit ca xam ni am na prolongation. may ñu dellu see même su fekkee permis bu Sénégal la jeexee. ok jaajëf Baye Diouf gërëm naa la bu baax. maa ngi lay gërëm bu baax a baax. ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci liggéey bi ngeen di def ci mbirum xibaar. merci beaucoup ñun ñëpp ñu koy dégg. jërëjëf nuyul ma bu baax waa Italie sama xel dem ci Famara Sow mu ñu bàyyi xel lu bëri moom itam di rafetlu aussi liggéey bi du ñàkk sax ñu mën ko jël ci suuf ñu ngi koy xaar ak la régime moom Famara Sow moomulee waaye itam sama xel dem ci waa France ku mel ni Maysa Mbaye ñoom ñi nga xam ne ñu bàyyi xel sama dafa dem tam ci ku mel ni Moudou Mamoun Kane moom tam loolu moo ko jot ndax xelam mi ngi ci sénégalais yam bàyyi ay mbokkam ay waa këram ca France waaye itam xel dem ci États-Unis ak ñoom Malick Mbaye du ñàkk sax ñu gaaw jël correspondant yi ndax bëgg naa xam lu xew États-Unis ak Malick Sylla lu xew Pologne ak ku mel ni Ibrahima ca Pologne waaye itam Belgique ak Ibrahima macha allah ñu ànd ak ñoom le temps la que may ñëwaat ci plateau bi ànd ak député Mor Kane kon information bi daanu na yow mi doon bind di ma yónnee message jàpp ni solution du am alhamdulilah kon solution am na bu dee Espagne dañoo prolongé maanaam képp ku sa séjour jeex moment bii jàppal ni dañ koy valable day continuer jusqu'à nouvel ordre bu dee Italie ñoom joxe nañ date maanaam dem na ba gën gaa gàtt weeru juin loolu kon lu am solo la kon yéen ñi doon jaaxle jàpp ni xëy na am ngeen difficulté war a delluwaat ëllëg du ngeen ci am benn njàqare say ba nga ànd ak dal ci xam ni yokkute am na wax naa ko sànq États-Unis d'Amérique ñu war faa a dem ànd fa ak sunu benn ci ay correspondant le pertinent macha allah Malick Sylla maa ngi lay nuyu ndaka bokki New York. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm di nuyu auditeurs yi. di nuyu sénégalais yëpp ak diaspora bi yëpp fu ñu mënti nekk si adduna bi. macha allah foofu lan mooy actualité information phare bu mën a jàpp concernant États-Unis ak Covid 19 bi. voilà dégguma la noonu bu baax. bu dee régie bi mën nañu sa communication yow. voilà xam naa ni peut-être yéen may dégg bu baax. ñu ngi lay dégg bu baax mais ma ni rek foofu lan mooy information phare bi soxal Covid 19 bi ci évolution bi. non information phare bi franchement bu dee test la rek ñuy plus ñoom ñoo testé positif. ok si city New York kese mooy commune bi 33 000 personnes plus ñoo positif 965 ñoo gaañu si état de New York doy na waar boo jëlee par rapport ak États-Unis bi yëpp franchement doy na waar trop si New York City. waaw parce que maa ngi gis fi ñuy wax ay 2227 morts États-Unis gi yëpp plus de 100 presque 120 cas yu nu amoon waaye plus de 3000 et quelques yoo xam te ni wér nañ dellu seen mbokk même taux de décès bi tam dafa bari États-Unis am. non man je pense pas que taux bi bëri na par rapport ak vraiment ak la population américaine. xam nga waaw parce que actuellement nii. wax dëgg yàlla
ñi ngi ci seen plan. ok boo seetee dëgg la dañuy wax tout le temps ñu ñuy dee mooy ñu màgget yi ak màgget yi. mais boo seetee la population de New York ñaata la. nga seet la population de Californie ñaata la. nga seet la police station de Chicago Arizona ak yooyu yëpp. mais ak bu ñu toll nii nga ne 2000 et quelques personnes franchement ñoo gën a àdduna. vraiment du taux bu mag. du taux bu mag c'est vrai oui. par rapport à la population bi c'est parce que bu ñu leen bettee ñoom dañuy jóg ñu ne attention. lii graaw na parce que lii ni ñu ko gisee bu ñu teelul jóg ñu jël suñu matuwaay. jël suñu lépp loo xam ne mën nañ ko dugal si moyen le plus rapidement possible. ñu téye nit ñi seen kër. téye nit ñi seen kër quarantaine ñëpp kenn du gën a bëccëg. kenn du gën a guddi pour que ñi ñu mën a toog ñu mën a am résultat bu baax. loolu moo tax nag waaw. moo tax nag voilà dafay am écho là hein mu ngi am écho. yeah. allo allo. xam naa dafa am benn décalage. dafa am benn décalage bu am mais c'est bon mën nga continuer ak ñun. voilà donc comme ni ma ko waxee c'est-à-dire que ñoom affaire bi bu mu leen bettee quelques semaines après ñoom bu ñu toogee réaliser que ñoom dañu am plan pour que ñu mën a xeex affaire bi. loolu moo tax dee bi wàññeeku. te ñu ngi ci plan bi ñu ngi koy exécuter. am na ñoo xam ne sax ay màgget lañu fii ci New York City vraiment ñooñu ku leen ne tey du ñu dee doon ne c'est pas possible. ñooñu actuellement ñu ngi tane parce que dañu topp seen plan bi. dañu jël le cas de New Rochelle mooy benn genre village bu fi nekk ñu wax New Rochelle mooy foo xam ne docteur bi moo wàll nit ñi nee nañ ñun ñëpp jël exemple ci ñooñu. dañ leen quarantaine. rayon de 2 kilomètres 400 kenn du gën kenn du dugg. waaw donc vraiment loolu bu ñu ko defee dañ ci gis résultat. moo tax nee nañu gars yi ñuy wax ne mais Pâques bi est-ce que dinañu fêter Pâques est-ce que dinañu mën a dem ci église yi nee nañu loolu du mun a am. nañu jël exemple comme ni ñu def waa New Rochelle. Pâques du am kenn du dem église kenn du ko célébrer il faut que ñu quarantaine nit ñi 24 heures sur 24 pour que ñu mën a xeex affaire bi. gis nga affaire bi il faut que ñu jël suñu responsabilité. affaire bi bu ñu ne lii mooy population bi dañ may mere politiquement dañ may def ni loolu taxawu fii nañu téye ñi seen kër nañ leen quarantaine nañ leen xam ne ni lii bu duggee ci réew boo xam ne amul doole. ñun ñëpp dinañu sànku donc loolu moo tax dee bi mën nañ ko justifier que ces gens-là ils ont pris dañu jël seen ay matuwaay pour que franchement ñu xeex affaire bi. Malick nangul naa la li nga def sànq comme analyse nangul naa la comme ndax bu ñu jëlee population bu Italie bi doon plus de 60 millions. ñu am ca 10 000 morts. boo ko comparé ak plus de 340 millions. nga am près de 2000 et quelques décès kooku da ngay xam ni kon vraiment taux bi faatu États-Unis lu ndaw la par rapport ak seen population waaye itam par rapport population bu italienne bi wala sax bu espagnol bi mais du ñàkk bala ma lay bàyyi ñu wax un peu ci allez si daa am loo bëgg a dolli. non attends c'est important ñu expliquer affaire yi. parce que le cas des États-Unis dafa nekk di jaxase bopp nit ñi. nit ñi ñu ngi jóg rek dina wala États-Unis mu ngi yokku suñu mbokk yi di tiit. non dañu nekk di tester nit ñi. bien sûr waay dañu nekk nit ñi ñu ngi dem ñu leen di tester. donc boo leen gisee taux bi c'est vrai dafa ragal lu. mais lu important la. lu am la lu ñu war a def la. donc sénégalais yi ak ñoo xam ne seen mbokk dañu nekk ci dëkk yi nañu dal aux États-Unis. xam nga lu ma wax gars yi ñu ngi liggéey bu am solo. ñu ngi ñuy quarantaine ba pare ñu ngi ñuy dimbali financièrement. pour que ñu mën a toppatoo suñu bopp. loolu dafa am solo. loolu ban dëkk la am c'est vrai am na dans les autres États ak yooyu tout ça mais nit ñi fii. mën nga gën a tuuti dem doxi sa soxla rapidement nga dellu ci sa kër. xam nga waaw et puis aussi pour wax la aussi à New York City. am nañu ñetti policiers boo xam ne dañu nañu ci Covid bi. ok waaw am na franchement aussi sur le truc les fonctionnaires médicaux ak yooyu am na ñoo xam ne franchement gën nañu àdduna. voilà loolu aussi nañ ci bay xel ñoo xam ne tey ñoo yore kaaraange réew mi. war nañu leen bay xel ñu xam ne franchement. ñu ngi toppatoo kaaraange suñu mbokk yi ñooñu war nañ leen jàppale ñaanal leen comme ñuy ñaanalee tout le monde. xam nga instant bu ñu toll nii. c'est très critique pour tout le monde ñëpp a tiit ñëpp a jaaxle. xam nga mais aussi nañu dal ñu xam ne rek li yàlla moo ko tudd. nañu dal ñu gëm
voilà man am na benn télévision bu ma interviewé loolu laa leen wax. ma ne ko man tiituma man dafa am lu ma gëm. donc tiit bi boo ko jëlee sur les champs. comme actuellement Trump lu mu ko def nii nee na dafa bëgg a tëj frontière bi entre New York Connecticut ak New Jersey les tri-state building kenn du génn state xam nga kenn du génn. kenn du dugg xam nga mais loolu day tiitloo nit ñi. loolu dafa am lu bëri loo xam ne dina ko yàq. donc dafa mel ni déclaration de guerre la entre ñaari états yi te loolu c'est dangereux. donc fu ñu nekk nii c'est très dangereux donc nañu def nànk nañu dal. ñun ñëpp xam ne lii yàlla la ah ñoom sax commencé nañu wax ne léegi koo dëggal nañu ñaan yàlla. lii dafa yàlla la parce que mënuñu fexe bi gis xam ne lii lan la. donc nañu ñaan yàlla nañu dellu si yàlla donc loolu fu mu am rek. nga xam ne y a quelque chose. d'accord jaajëf Malick ñu ngi lay gërëm bu baax non leer na li ma bëggoon laaj kay jot nga ci ñëw comme information mooy aide bi gouvernement bi teg ngir dimbali ñi fi nekk noonu ay nit ñu ne États-Unis moo xam sénégalais moo xam ku mu ci mën doon loolu kon dañ lay gërëm bu baax ni nga joxe information bi xam naa dañ lay bàyyi ba suba ñu ñëwaat ak yow incha allah jaajëf El Hadji Malick Sylla merci beaucoup ci correspondance bi. bu mu mënee yokk benn boo xam ne c'est un peu important. allez-y c'est-à-dire que New Jersey dafa am lu ma gis fii lu am solo. muy loo xam ne dañu jël ay policiers di def ay convois. ok ñu yor seen ay micro di dem ci quartier yi di wax nit ñi toog leen seen kër. quarantaine leen seen bopp parce que virus bi kenn xamul naka lay wàlle bi xam nañ ko contact la. bu ñu xeeb ne boo dajeeg nit rek doo ko wàll mu ngi ci air bi. donc policiers yi ñu ngi def liggéey bu am solo. ñu ngi dugg ci koñ yi ñu ngi informer nit ñi ñu ngi yor seen micro donc ñi ñaa ngi toog seen kër ñi ñaa ngi koy dëgg ku am problème nag boo wootee dinañ la dimbali. donc loolu aussi c'est très important pour que les hommes de loi ñu xam ne rek ñoom aussi dafa am loo xam ne rôle bi war nañ koy jouer. mooy dalal nit ñi. wax ak nit ñi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen ne ñi ngi fi pour ñoom pour jàppale leen. donc loolu c'est très très important. pour que ma wax ko nit ñi dëgg ko. franchement dafa am état yoo xam ne dafa am leadership boo xam ne am na fi leadership bi mu ngi dalal xel nit ñi. leadership bi mu ngi taxaw nit ñi leadership bi mu ngi jege nit ñi aussi pour que wax dëgg yàlla que lii ñi ngi def tout lu ñu man pour que ñu mën ko faj. jërëjëf El Hadji Malick Sylla ci New York macha allah information yi leer na. mi ngi noonu kon yéen ñi am seen ay mbokk ñu nekk États-Unis ngeen nekk Sénégal bu leen tiit ñoom ñi ngi gérer di maîtriser situation yi ni mu ko waxee sànq ndax population bu toll ci plus de 340 millions ci ay doomu aadama ñu ni lu toll ci daanaka 124 000 lan gis ñu amee Covid 19 bi ci lu ci ëpp mooy test yi États-Unis dafa jël système bi allemand yi jël ñoo xaw a nuróole allemand yi ñoom ak Ibrahima Tambe du xam naa ni mi ngi ñuy wax démb daan ñu ñoom dañuy fexe ba testé lu bëri di def ay 7000 tests wala lu ko ëpp ngir mën a teel a génne ay cas nit mën na amee Covid 19 bi ci dara du feeñ ci yaramam kooku boo ko teel testé mu xam ko daanaka balay am benn symptôme rek day daal di mën a wér sax bu boobaa du mën a wàll kenn ci loolu c'est important. alors Mor Kane bala may delluwaat ci sama mbokk yi ne ci dans la diaspora sénégalaise ñu daal di dellusiwaat un peu bala mu ñëw ci yow dañuy demaat fe nga xam mooy États-Unis lañ jógee ñu dem ca fe nga xam mooy Pologne ak Pape Sambou Pape ndaka waa Pologne maa ngi lay nuyu bu baax. waa asalaamaaleykum. sëñ Modou waaleykum salaam wa rahmatullah. di nuyu waa Sénégal bu baax. ñu ngi lay fay ndaka bokki Pologne. waa mbokki Pologne ñu ngi ci jàmm ñu ngi toujours ci confinement bu xaw a dëgër. waay confinement bi yaakaar naa ni ñoo gën a woyof waa Sénégal. waay ci situation économique bi alors yaa ngi bi ngay ay waxu confinement foofu loo ñu mën jox comme information dañ ko prolongé wala yéen seen confinement lee mu jeex ban date lañ ko jàpp yemale. waaw suñu confinement jusqu'au 15 avril defe naa. 15 avril waay loolu nga waxoon dina continuer. mais différence bi rek mooy avec le Sénégal ñun amuñu couvre-feu. ok. et surtout on n'est pas obligé de tout le temps rester à la maison. Bien que il faut ñu conserver les distances entre les gens. On n'a pas le droit de se regrouper à plus de 2 personnes. Waaw mais quand même on peut bouger. Man par exemple hier j'ai été jusqu'à 40 kilomètres de chez moi. Mais en voiture.
waaw nit ñi mën nañu génn si doxantu amul problème yooyu. alors comme que foofu seen confinement àggul ci couvre-feu lan mooy situation bi ci Pologne seen nombre de cas fu mu toll ak it nun koy maîtriser. Actuellement en Pologne il y a à peu près 1300 cas testés. Toujours demandant le tester parce que il y a beaucoup de cas qui ne sont pas testés et puis les États ont des problèmes d'avoir un nombre de tests suffisant. Tests yi en général doyul même ci dëkk yu développé yi actuellement Allemagne moo fi leader ci test yi wala Corée du Sud. am nañu dañuy def test yu bëri Allemagne def nañu plus de 500 000 tests. mais dëkk yu bëri amuñu test yu doy. Pologne dina tester entre 2000 ak 3000 personnes par jour depuis plus de 2 semaines. Machallah. Donc en fonction des nombres de tests actuellement ñi ñu testé Pologne am na plus de 1300 cas. 1300 cas positifs waaye. waaw avec à peu près 16 décès. tey résultat yooyu ñoo génn. population Allemagne nu mu toll fàttali ma ko. population Allemagne toll na ci à peu près 80 millions. waaye ak population Pologne nag population Pologne c'est à peu près 40 millions d'habitants. Pologne laay wax waaye. waaw. dama la jaawaleeg Ibrahima Tambédou ca Allemagne xam naa du ñàkk mi ngi en ligne du ñàkk sax ñu fexe leen a synchroniser am fexe ba Allemagne Pologne nekkandoo en ligne wala sax ku mel ni Maysa Mbaye des fois c'est important daf ñu yombal un peu dialogue bi. mais ci wàllum bi Pologne nekkee 40 millions d'habitants ñu am 1300 cas positifs nga wax ma ñaata décès sax 16 décès. waaw. kon dafa mel ni ñoom ñu ngi maîtriser un peu la situation. waaw mais xaw nañu maîtriser situation bi parce que Pologne comme ni ma la ko waxee woon temps yële passé. ñoo de premier ou deuxième pays yu commencé yu tëj seen frontière. waay donc pour ne pas permettre que ñu feebar ñi dugg fi. c'est-à-dire que le flux continue à exister. waay wante il faut appuyer aussi sur le fait que ñoom ci seen bopp. waay. allo. allez-y Pape Sambou. waaw. donc ñi jëkk a commencé tëj seen frontière ci lañ bokk mais il faut appuyer sur le fait aussi que il y a beaucoup de Polonais dafa am Polonais yu bëri yu nekk bitim réew di fa liggéey par exemple ñenn ñi nekk France ñenn ñi nekk Angleterre. ñenn ñi nekk ci yeneen dëkk Europe yi. mais léegi ñooñu Pape Sambou il faut voir que Pologne bu delloo si na ci 20 000 personnes c'est-à-dire ñaar fukki junni nit polonais. gouvernement polonais dem na jëli leen ak seen avion. delloo si leen Pologne. 20 000 mais ñooñu ñëpp képp ko ci dugg si ci dëkk bi. da nga toog quarantaine c'est-à-dire. 40 jours da nga toog isolé wu pendant 2 semaines. ngay soog a génn. léegi téyal ma xool ba xam Ibrahima Tambédou ndax ku wax Pologne wax Allemagne daanaka xaw na nuroo tuuti am jamonoy. waaw ñoom dañu am frontière. dañu frontière. loolu moo tax sax la régie dañ leen daal di synchroniser pour xool un peu la situation Ibrahima Tambédou waxal ak Pape Sambou ca Pologne ne ko salaamaaleykum. asalaamaaleykum sëñ Tambédou man maa ngi dégg. dafa mel ni Tambédou moom dégguñu. waaleykum salaam Modou Mbacké ñu ngi leen di ziar bu baax. waaw sëñ Pape ziar naa la na ngay sëy. delloo ziar Tambédou. bàyyi na ngi ci jàmm. léegi mais maa ngi nuyu Modou Mbacké maa ngi nuyu député Mor Kane boobu nekkoon ci plateau bi tamit. xaw ba léegi mi ngi fi mi ngi lay dégg bu baax. waaw man maa ngi laaj sëñ Tambédou. ñoom sénégalais yi Pologne foofu nan la ñuy dundee sénégalais yi nekk Allemagne nan la ñuy dundee foofu kii parce que dégg naa allemand yi dañuy def test yu bare loolu suñ ci mënoon wax dina baax ñoom nan lañ koy dundee est-ce que ñoom teg ci ñoom wala nu mu demee foofu. mi ngi lay dégg Tambédou la réponse. waaw fii Allemagne moom wax dëgg yàlla yaakaar naa ne li
li gën a yokk kaawu décès yi bariwu fi noonu je pense que problème mu test yi nga xamante ne dañ ko teel a commencé la quoi. parce que fi mu ne nii actuellement nii presque ñu ngi def ci presque 500 000 tests par semaine ci taux boobu lañ 500 000 par semaine. loolu moom moo tax aussi taux bi nga xamante ne dañ koy détecté ci nga xamante ne dañuy am positif dafay bari. mais ñu ci bëree bari taux bi ñuy détecté aussi da ciy doon ñoo xamante ne en fait feebar bi du manifester seen yaram daal maanaam ay cas asymptomatique lay doon. ragal naa ne nag test yi li ñu ko teel a commencé def parce que même avant février. am na moment boo xamante ne corona bi duggagu fi woon mais moment boobu ñu ngi doon def test yu bëree bëri moment boobu par exemple praxis yi maanaam médecin généraliste yi dañ daan def lu toll ci ay 35 000 presque tests par semaine te moment boobu corona bi duggagu fi. donc te boobu ba léegi de jour en jour day yokku test yi quoi le fait que nag ñuy yokku test yi je pense que loolu teel naa cee wax te yaakaar naa ne ñu bëri aussi gis nañ ne moom moo tax sax Allemagne actuellement nii peut-être kaawu décès yi taxu fee bëri parce que loolu tamit dina tax. ñu teel a détecté ñi nga xamante ne dañoo amee jàngoro bi. te ñooñu bu ñu leen détecté danañ mën a sauver ñu bëree bëri parce que ñooñu danañ yar seen bopp de telle sorte que contact yi ñu am yi nga xamante ne dañ ko daan am de façon habituelle dinañ ko éviter pour bañ a wàll ñi nga xamante ne seen i proche la wala fa ñuy liggéeyee wala ñi nga xamante ne seen i mbokk lañ. donc loolu aussi ci méthode préventive bi la bokk te yaakaar naa ne Allemagne aussi peut-être ci côté boobu. la xaw a gën a sore. bon beneen côté aussi bi nga xamante ne aussi ci la gën a sore gën a avantagé woo mooy cas yi nga xamante ne mooy cas extrême yi ñi nga xamante ne dañuy am corona mu am ay atteintes sévères ay atteintes pulmonaires sévères cas yu mel noonu par exemple ñooñu dañuy soxla assistance respiratoire c'est-à-dire dañuy soxla ay lal yoo xamante ne day ànd ak matériel respiratoire te loolu Allemagne da cee doyal sëkk amoon nañ ci presque ay 25 000. te taux bi nga xamante ne en fait lañ daan hospitalisé jegewul woon sax ay 4 000. donc moo tax moment bi comme dayoon nañ ci ay lal moo tax France comme ñoom bari la wuñu woon parce que France je pense que 7 000 lal lii lañ amee woon. Italie ñi nga amee woon 5 000 Espagne 6 moo waraloon en fait comme ñun am nañ ci quantité bu suffisante. actuellement nii ñu ngi leen di aider di dem seen dëkk di jël maladie aussi di andi fii di leen mettre sous assistance respiratoire. Ibrahima Tambédou je pense que waaw ma bàyyi la ak bi ngay nuyu sàng honorable député Mor Kane du ñàkk am na lu mu bëgg a am ci information Mor dégg nga sàng aussi Pape Samb ca Pologne dégg nga tamit Ibrahima Tambédou koo ñu bëgg la njëkk a laaj question bu la concerné foofu loo bëgg am comme information. waaw asalaamaaleykum Tambédou maa ngi lay nuyu di nuyu waa Allemagne yëpp di nuyu ñi nga fi bokkal nekk yëpp di rafetlu sa taxawaay ndax c'est pas la première fois ñu dajee ci ay plateau ndax ñi doon liggéey ci yu bari man ak yow ak ñi nekk foofu li ci liggéey pour diaspora bi kon tey dañuy xamal rek askan wi ñuy déglu yëpp xam ne yow itam sa taxawaay bu rafet la ndax ñun nekkuñu en Europe wala ñëw ci diaspora bi ci ba pare wëlbatiku France takk suñu loxo téye ko déedéet danoo ñëw nekk ay moodu nekk itam ay ànd koog faatu yi ànd koog jeunesse bi ànd koog ñëpp ku am jafe-jafe ñu taxaw ca kon nag loolu ngeen continuer di ko def ci Allemagne googu ma xam naa ci sa taxawaay bu rafet te du tey dong dama ci doon liggéey ak yow ci lu bare bari kon nag dama lay féliciter rek. amuloo benn question beneen question bi ma lay def ndax. foofu yéen a ngi am solidarité avec le sénégalais yi nekk foofu. comme ni nga ko daan defee est-ce que tey gënu laa gën a wubbiku nga gën a wubbiku gën a dolliku pour gën a jege askanu sénégalais bi loolu rek laa lay laaj. waaw question boobu yaakaar naa ne liñ naan li olof naan sax wokkatu bu dajee gestu la parce que yaakaar naa ne tey rek lañ ci mujjee waxtaan en fait ci association bi nga xamante ne ñoom ñoo ko initié mu nekk association bi fi gën a mag. nekk fii ci biir dëkk bi ñu koy wax FONSA. à partir de tey jii ci guddi gi sax lañ war a mën a commencer lancer message boo xamante ne dafa regrouper toute la communauté sénégalaise d'Allemagne. sans exception y compris daayira yi y compris les associations yi nga xamante ne ci biiru Allemagne bi yëpp la. am benn fond boo xamante ne la ñu war a lancer boo xamante ne pour jàppale ci waa Sénégal la tey jii nii lañ ko war a commencer donc yaakaar naa ne côté boobu am nañu ndimbalu suñu borom boo xamante ne tey jii nii. fexe nañu ba dajale association yi nekk ci dëkk bi yëpp. communauté mouride yeeg tijaan yeeg laayeen yeeg ñëpp ñi fi nekk rek fexe nañu ba ñu doon benn bopp. pour fexe benn fond boo xamante ne tey jii danañ ko jébbal ci woote nga xamante ne tey jii Sénégal woote nañ ko pour ñu taxaw jàppale leen. du ñàkk sax Ibrahima Tambédou foofu laay jëlaate un peu sa naatango bi nekk Pologne Pape Sambou alors Pape.
yaa ngi dégg Ibrahima Tambédou moom fan toll yéen Pologne fu ngeen toll par rapport ak association yi foofu naam Pologne taxu ko bari sénégalais daanaka moins de 100 lañ fa xam ci ay sénégalais seen taxawaay moom xam naa du bari difficulté noonu fu ngeen toll par rapport ak communauté sénégalaise foofu. Une communauté sénégalaise bi ça existe. Nous depuis 4-5 ans une ambassade du Sénégal pour la première fois de l'histoire. Man mi wax ak yow may actuellement le président des Sénégalais de Pologne. Depuis 3 à 4 ans. Mais la communauté sénégalaise bi bari wuñu Pologne. À peu près c'est une 50aine, 60aine de personnes. De telle sorte que amuñu activité, mais quand même on a une vision pour mener justement defar diggante Sénégal ak Pologne parce que Pologne am na technologie bu bari bu mu mën a dimbalee Sénégal donc ñun suñuy activité foofu la gën a accès wu que jëflante bien que ñun Sénégalais yëpp xamante nañu te am nañu ay activité suñu biir mais activité yooyu amuñu doole comme ni Sénégalais yi wala Italie wala Espagne loolu moo tax dama lay bàyyi ak honorable député Mor Kane député diaspora Espagne du ñàkk mam lu mu posé comme question Mor. waaw Pape Samb maa ngi lay nuyu. di nuyu. waaw maa ngi lay fay. fab sama nuyoo yëpp teg ko sa loxo nga jotal ma ko ñi nekk Pologne Pape Samb dama lay laaj maanaam par exemple yéen ñi nekk Pologne surtout Modou yi am ngeen di faatu wala déet may laaj ba xam yéen ci yan yëngutu li ñi nekk foofu ay étudiants lañ wala dañuy liggéey wala dañuy nekk ci yeneen secteur informel bi wala ci lan ngeen di yëngutu loolu moo doon sama premier laaj. Pape Samb may laaj itam est-ce que yéen ñi nekk Pologne est-ce que yàgg nañ foofu sénégalais yi nekk foofu ñaataat ngeen def foofu wala déet yooyu rek laa amoon ci lu ma lay laaj. allo Pape Samb. waaw xam naa dafa mel ni dafa amoon problème de réseau mais Mor Kane li mu doon laaj rek mooy waaw li mu doon laaj rek mooy peut-être ma résumé ko mu gaaw ndax temps baa ngi sori dafa doon laaj rek par rapport ak yéen sénégalais foofu lan mooy seen activité mais tamit sénégalais foofu kañ lañ commencé dem Pologne ak ka fa gën a yàgg xëy na ku mel ni yow ñaata at la fa def. Sénégalais yi seen activité fii ñu bari ñu fi jëkk a ñëw dans les années 70. dañu ñëwoon jàng ci. ok mooy ñu mel ni yow man maa ngi ñëw fii 1989. 90. ba Mansour Sall xaaj la donc man actuellement def naa fi plus d'une trentaine d'années. Dernière vague de Sénégalais yi fi ñëw ñu ci ëpp dañu football ci woon donc c'est les Sénégalais qui sont venus dans les années 2010. Actuellement commencé waat na le flux un peu des étudiants sénégalais mais bari wuñu c'est ay 2 personnes ñooy ñëw wala 3 personnes maximum yooyu yëpp ça dépend des plans de coopération entre les pays. Alors donc loolu mooy kii donc sénégalais yi nekk fii actuellement ñu ci bari dañuy liggéey individuellement surtout dans les multinationales outsourcing ak yu demee noonu donc dañuy liggéey normalement dans les sociétés multinationales européenne. D'accord. Man nag yàlla dafa def je suis un promoteur des relations entre Sénégal ak Pologne. ok man maa ngi liggéey di importer artisanat. di jaay daal daanaka lépp luy Afrique. ay objets d'art waaw. ok xam naa bala ma lay bàyyi un peu dinaa ñëwaat nag ci situation Covid 19 bi du ñàkk yow Ibrahima Tambédou mi ngi en ligne ba tey bëgg na xam tuuti rek lu ngeen nuróole yéen Pologne ndax yéen frontière Pologne ak Allemagne may wax ni yéen histoire moo leen boole duñ ci ñëwaat ndax histoire bu yàgg la alors. ndax Tambédou mi ngi en ligne Ibrahima Tambédou. waaw Modou Mbacké ma bàyyi la ak ma bàyyi la ak Pape Samb ma profito ci occasion bi pour wax ak Pape Samb parce que am na benn moment boo xamante ne déggoon naa ko fi en fait. parce que xam nga ñun fii Allemagne dañoo organiser woon de telle sorte que problème yi ñu fi daan am surtout.
allez-y. ay 17 cas de décès yu fi amee woon ñu amoon tout le temps des problèmes pour yóbbu koor yi Sénégal donc ci la ñu woote woon vraiment fexe ba organiser wu doon benn ba problème boobu yaakaar naa ne léegi suñu ginnaaw la nekk Pape Samba moomu bi ñu ko yëgee sax woote na fii pour ñi nga xamante ne dañoo nokk Pologne pour mën a ñëw adhéré ci li ñuy def maanaam pour problème boobu aussi bañ a amati Pologne di ko xamal rek ne ko en fait loolu danañ ci waxtaan te danañ jéem a xool aussi nu ñu collaborer parce que comme ñoom bariwuñu ñu ñëw rek boole leen ci waa Allemagne fii bu ko defee peut-être loolu dans le futur dina mën a yombal aussi collaboration bi quoi voilà inchallah dëgg la loo ciy tontu Pape Samba bala leen di bàyyi jërëjëf sëñ Tambédou dégg naa li nga wax c'est vrai mës naa leen contacter pour affaire boobu parce que comme fii bëriwuñu amuñu masse critique boo xam ni justement war nañu mën a bokk ci point yooyu mais suñ ñu mënoon tap foofu ci Allemagne dina baax trop ci Sénégalais yi nekk Pologne inchallah dinañ ci waxtaan bu soobee da ngeen waxtaan du Fonsa bi maa ngi suivre loolu lépp merci beaucoup Ibrahima Tambédou jaajëf ba suba inchallah Pape Sam yooyu itam jaajëf nu ñu waa Pologne waaw jërëjëf sëñ Modou ñi ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen di béggee bu baax jërë ngeen jëf buñ fàttaliwaate un peu situation bi ci Allemagne ñi ngi toll ci ñoom ci daanaka 60 147 la ñu toll ci ay cas yu positif ak corona bi waaye bu ñu xoolee am na ca 5024 yu wér dellu seen ay mbokk waaye am na ca 481 personnes yoo xam dañ caa génn àdduna ak Pape Samb ca Pologne Ibrahima it jaajëf ca fe nga xam mooy Allemagne leen di gërëm bu baax xam naa li muy wane ni gis ngeen ko ci biir waxtaan bi dem nañ sax ba xaw a génn un peu ci cadre situation Covid 19 bi waaye na ci cadre carrément immigration loolu day wane waat ni kon am na lu média Sénégal yi gën a war a jox gëdd la diaspora sénégalaise ci xam naa loolu DTV danañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax parce que am na façon yooyu mooy indi carrément li nga xam mooy information yi concernant la diaspora dama lay bàyyi du ñàkk mu am loo dégg ci waxtaan bi am Pologne ak Allemagne loo ci bëgg commentaire bala may poser sama question par rapport ak Sénégal nekk Espagne foofu laa bëgg ñëw yow ngir jeexal. waaw Modou Mbacké xam nga rek li am Allemagne ak Pologne dañ koy rafetlu parce que day ñaar réew yoo xam ne ñoo frontière te ñun sénégalais foo mën a nekk rek ab sénégalais ngay doon ak loo mën a am ak noo mën a toll daraja joo mën a am milliards yoo mën a am Sénégal nga ko yéene kon loolu damay rafetlu rek ñoom Pape ñoom ñooñu Samb ak ñoom ñooñu nekk Allemagne vraiment liggéey bi nga xam ne bi ñu ngi koy def pour teindre obstacle yi nga xam ne bi moom la sénégalais yi nekk foofu parce que Allemagne gis naa ñuy taxawaay yu rafet yoo xam ne dañ koy jàppale immigré yi surtout ñi amul këyit di leen di jàppale bu baax di leen teete di leen won fi ñu war a jaar ba mën a am seen këyit loolu ma di ko rafet ndax damay bokk ak ñoom toujours ay plateau ci ay télévision wala ci rajo di waxtaan ak ñoom kon maa ngi leen di féliciter daal te di leen sant di leen wax ñu gën a góorgóorlu. Mor Kane jaajëf xam naa bi nga déggee waa Pologne dégg waa Allemagne du ñàkk ma dégtal la itam waa France ak ñi nga xam ne di waa Canada Maysa Mbaye ca Paris Maysa ak it Balla Moussa Fofana yéen ñëpp dama leen di boole asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. alhamdulilah les deux en ligne. alors man kan laay njëkk a posé question léegi dama leen di bàyyi ngeen waxtaan ci seen biir léegi Maysa. oui. am nga liberté poser question directement Balla Moussa Fofana pour xam xëy na situation Covid 19 bi fee nga xam mooy ca Allemagne ca Canada. waaw jërëjëf Modou bu ma la nuyoo ba pare nuyu téléspectateur yëpp. maa ngi nuyu aussi Mor Kane le député Mor Kane. waay di ko ziar bu baax a baax. di nuyu Balla Moussa Fofana. parce que moom it bon maa ngi gis rek léegi tout à l'heure benn poste bu mu génnee. ku actif la parce que mi ngi waaw ku actif la et puis bon idée yu muy joxe. je pense que ce sont de très bonnes idées. waaw léegi nag man xëy na question bi ma koy laaj moom mooy quel est l'état du Canada par rapport ak coronavirus bi. la situation ñoom fan lañ ci toll la situation là-bas mais aussi ma koy laaj. bon parce que gis nañu quand même am na benn retard bi nga xam ni développement wu feebar bi am na ko par rapport à l'Afrique. moom ci lan la xalaat ne foofu la war a situé wu daal voilà mes deux questions. allez-y Balla Moussa Fofana dégg nga question Maysa Mbaye ca Paris.
waaw dégg naa question Maïssa ma koy nuyu moom tam. di ko remercier ci liggéey bu rafet bi muy def. vraiment yow tam ñu lay remercier ci sa liggéey bu rafet bi ngay def. jërë ngeen jëf jërëjëf donc balaa may sori. juste wax état bi fii au Canada. Canada nag ñoom dañuy def des tests massifs. Ouais. Donc à la date du 29 mars, il y a 205 000 personnes qui ont été testées. Ci biir 205 000 yooyu il y a 5 658 yu nga xam ne am nañ coronavirus bi. Voilà am nañ ko. Le niveau de décès mi ngi commencé yokk là il y a 481 ñu nga xam ne. véritablement génn nañ àdduna. mu nekk lu doy waar. donc fii moom mi ngi avancé quoi xam naa ne médecins yi nag ils ont réussi véritablement à aplanir la courbe. parce que ñu ngi dugg suñ 3e semaine bu nga xam ne. amul benn entreprise bu ubbite nekkul entreprise bu essentielle. te xam naa ne bu continuer nii xëy na sax ñu ne véritablement dinañ tëj lépp mais daal. Canada moom dafa teel a jug ci distance sociale yi. ak mesures yi. voilà teel na ci jug. Balla Moussa je pense que Maïssa li nga ko tontu doy na ko mais itam dellool question bi Maïssa pour am situation bi itam ci France. waaw Maïssa France foofu aussi mais nag am na laaj bu ma laaj laa. waaw damaa bëgg def étape par étape dama bëgg def point par point. allez-y wax nga dëgg waaw mais kon Maïssa situation bi en France boobu fa tollu. France nag su ma dëkk la parce que def naa fa. fa laa jàngee fa laa njëkk a liggéeyee. avant ma fay jugee donc ça m'intéresse beaucoup. waaw situation bi en France. Bon, France, mon migi dafa commencé am benn pic. Bon, il y a eu 365 morts depuis hier. Donc cas yi aussi mi ngi augmenté mais ñoom li ñu doon wax rek ñu ngi ciy toll nag semaine bi va être une semaine très déterminante pour la France. Parce que dañoo am ay zones yi nga xam ni fa la coronavirus bi gën a bëri. Or li gën a waaw comme l'est de la France. Le Hauts-de-France et la région parisienne. léegi te problème bi gën a am ci coronavirus bi mooy boo demee ba toll ci benn situation bi c'est-à-dire boo demee ba commencé am ay insuffisance respiratoire. foofu le temps bi déterminant. Donc instant yooyu il faut que nga ñu am assistance respiratoire et donc bu demee ba hôpitaux yëpp nga xam ne saturé na bu keroogee dootuñu mën a faj donc ñoom dispositif bi ñu jël là je pense que ni teg nañu plus de 900 000 milliards de francs CFA sur la table. Mobiliser nañu l'armée oui parce que ñoom du ñu bàyyi nii seen entreprise yi daanu. dinañu def lépp tamit pour combattre coronavirus bi. et fi mu nekk nii li ñuy def danoo teg ay TGV yi nga xam ne c'est médicalisé pour yóbbu malades yi dans les zones où peut-être ñooñu saturé guñu teg ay hélicoptères yi nga xam ne dañ leen di yóbbu même au niveau de la sous-région Allemagne boobu maa ngi dégg tout à l'heure tambi du doigt mais Allemagne d'accord na pour récupérer quelques malades yi nga xam ni France la ñuy jógee donc ñoom ñi ngi ci dispositif yu mel noonu loolu moo tax tout de suite sama deuxième question nekkoon par rapport à Moussa Balla Fofana parce que ñun li ñu gën a tiital man c'est pas l'Europe qui me fait peur parce que xam naa ne am nañu dispositif wala capacité pour réagir par rapport ak feebar bu mel nii léegi nag lenn moom am na d'accord nañu que ñun plan yi nga xam ne autorités yi moom la ñu teg Sénégal nous on est d'accord sur ça confinement beeg yooyu yëpp mais loolu taxul tamit ñu war leen a bàyyi seetaan noonu moo tax ma laaj ko tout à l'heure lan moo tax mu am retard boobu quel est le plan réel du gouvernement parce que loolu le gouvernement Sénégal war a teg ci table bi c'est pas ñu ñëw rek nañu yaa 100 cas ñett yi wër nañu alors on repart jusqu'à demain parce que man xamaguma yàlla rek Maïssa je pense que Maïssa sa question boobu tey dañ ciy mën a dem directement ni nga ko waxee mais bëggoon naa am nga jox ma chiffre global bi ci France Balla Moussa di tontu sa laaj bi par rapport ak évolution coronavirus bi ci Afrique da nga jàpp ne xëy na ci Afrique la gën a yeexee ni muy wàllante par rapport ak Europe xam naa Balla mi ngi noté pour tontu la ci ni mu ko jàngatee mu en tant que économiste mais tam en tant que observateur mais jox ma situation globale bi ci France manière générale France ñaata cas la am ci contamination bi ñaata cas ñoo wér ñaata cas ñoo am ay décès ndeysaan ñu génn àdduna. waaw France tey jii comme ni ma la ko waxee France passé nañu plus de 2300 et quelques morts.
2300 et quelques morts. France nag ni Allemagne def wala Canada def ñoom nekkul woon seen stratégie bu dëkk moo doon jéem a tester systématiquement la population parce que maa ngi dégg ay Allemagne xawma ci 100 000 et quelques ñun atteindre guñu sax 30 000 tests. Parce que déjà amul réactif yi. nee nañu réactif yi dafa manqué. Et puis c'était pas la stratégie au départ global. Mais en gros toll nañu ci 2300 et quelques morts. Y a eu defe naa ay 3000 et quelques poussières ci ay nit yi nga xam ni retourné nañu. Bon maintenant tests yi amaguñu réellement même comptage yu morts yi ñuy wax leneen lu bari France def ko woon donc chiffres yi ñu leen di jox yëpp sont des chiffres aléatoires. Mais la réalité du terrain defe naa fii encore une semaine. mën leen ko jox réellement. mais li ñu leen di jox c'est des chiffres yi nga xam ni. yi ngeen am daal ci suuf ak yooyu. ok léegi Balla Moussa question boobu ñu koy posé wu bari na am ñu sax ñu jàpp ni jëmbul situation bi ci Afrique rawatina fu mel ni Sénégal ak sunu tàngaay bi boo demee Tambacounda plus de 40 degrés nga dem sama dëkk ba Touba plus de 35 degrés léeg-léeg mu àgg 40 degrés ci wàllum tàngaay ndax loolu dafa doon avantage ma bàyyi la nga tontu laaju Maysa bi loo jàpp ni moo tax ba ni Covid bi propagé woo ci Afrique non ci Europe melu ko ci Afrique depuis quelques jours. xam nga en planification il faut savoir évaluer la qualité des données. mooy la qualité de l'information. Bien sûr. Et surtout l'information est toujours en fonction tam stratégie bi nit ñi teg par rapport ak nan la ñuy xeexee virus bi. Ouais. Je pense que Sénégal ñu nekkuñu ci test massif. nekkuñ ci ne dañuy tester ñëpp. tester le maximum nekkuñ ci stratégie boobu. Donc c'est très difficile de dire que tey jii li ñu déclaré mooy ñi am virus bi réellement. loolu mooy li am waaye nga dire ko. D'accord. loolu mooy li am. Donc d'un point de vue stratégique quand tu analyses le plan bi nga xam ne moom le gouvernement bi teg. Ce n'est pas une stratégie coréenne qui veut que nañu tester ñëpp traiter ñëpp isoler ñëpp. nekkul ci loolu donc bu ñu nekkul ci loolu rek. ndagam France la ñuy douter ne on a toutes les infos. Donc encore une fois au Sénégal ça peut être le cas. Ouais, en ça plus, c'est vrai. ce matin on se réveille et puis on constate benn dysfonctionnement bu nga xamante ne nii c'est pas pardonnable. Oui. C'est pas acceptable. mooy ñu ne am na benn clinique bu nga xam ne c'est un médecin bu ko yor. un faux médecin. Ouais. nga xamante ne nii on lui a permis de faire des tests de coronavirus. alors que ne même l'institut du professeur Mboup il a fallu que nit ñi wax pour ñu may ko mu tester. alors que on sait que ne y a quelqu'un apparemment membre de COJER et tout ça là et puis on ne peut même pas venir ci débat politique bi. L'aspect politique bi vraiment. mais on est désolé là il s'agit d'un dysfonctionnement grave. parce que là vous me dites Sénégal lu tax amuñu nombre de cas bu bari. mais apparemment ces gars ñi mu testé ñëpp da leen wax ne vous êtes négatif. justement il n'est pas médecin. Balla Moussa donc il y a un problème. Balla Moussa da nga lukki sama lañ ci ndax xam nga ni demain ci loolu laa bëggoon a ñëw maa ngi doon xool benn expert ci wàllu googu ngi teg ko ci plateau bi mais mënta ñàkk naa ci xuus tuuti as lëf ndax indi nga sujet bi ca mooy mu dem ba am ku naan médecin la fekk na c'est faux amul sax capacité doon médecin ca saa yu demee test ni négatif dem ba mbir mi feeñ loolu nekkut comme li nga wax tam c'est vrai fi ñu toll nii kon Sénégal kenn bëgg koy wax mais kenn xamul officiellement wala kon officieusement ci suuf ñaata nit ñoo fi amee Covid-19 bi dox ak moom ci mbedd yi ndax bu njëkk ca test ba fa la mbir ma faussé. xam nga loolu musiba la. waaye parce que nag ay journalistes yu nekkul journaliste ay médecins yu nekkul médecin. ay policiers yu nekkul policier yàgg nañu ko dégg ci réew mi. mais nag situation dafa grave mais li nga xam ne ñu mënut a comprendre mooy nit koo xam ne structure bu nga xam ne dem nga ci ministère. passer l'inspection sanitaire et administrative. waay. mën a bokk ci ñi nga xam ne nee na ñii ñooy tester coronavirus. ak situation bi mu grave dëgg te bàyyi caaxaan. bu mënuñu nekk ci urgence nationale. naan un faussaire a été capable avec son cabinet. vraiment d'avoir performé des tests. c'est pas responsable. bu ñu bëggee ñëpp ànd ci liggéey bi. am na yoo xam ne vraiment nit
mënu ko cautionner en tout cas man Moussa Balla fa mais loolu yow loo ciy xaar Balla Moussa loolu yow loo ciy xaar tey ci réaction autorité yi quelqu'un comme le président Macky Sall parce que dama jàpp ni tey automatiquement tey war na am réaction ak sanction enquête bu xóot ci wàll gi moom kan moo ko agréé kan moo ko jox agrément ba mu war a commencer def ay test situation bi nga xam ñi ngi nekk jamonoy crise sanitaire mondiale mu am kenn ku dugul système bi ci war ci dugg bay def ay test est-ce que ku sax maanaam tey waruñ maanaam Sénégal tey bu amoon ban peine lañ jàpp ni moo baax ci moom tey bu yoon demoon ba teg ko loxo. waaw mais foofu bëggoon naa intervenir balaa Moussa sax di ñëw Moussa. Maysa wuyu Moussa wuyul Maysa. waaw Moussa bon tu vois la confiance n'exclut pas le contrôle et man je pense que ni dès le début. ni ñu bëgg a yóbboo en combat bi dafay faussé wu tuuti. parce que li xew nii. dara lu dul conséquence ou peut-être ñun ak émotion bi ñu jógee tout de suite rek. par rapport ak bi ñu taxawee ne coronavirus am na. parce que man ba léegi gisaguma réellement quel est le plan des autorités sénégalaises par rapport à ce truc-là. Bon, on commence tout de suite à demander de l'argent aux gens. D'accord, ñun bañuñu que mu dafa war a am benn élan de solidarité par rapport ak ñun suñu niveau de développement par rapport ak ñun suñuy structure de santé mais santé bi ñan ñoo ko yor loolu dafa jar ñu xam ko bu baax lan mooy dox loolu dafa xam jar ñu wax baax et puis booy wax wootee ñëpp ci benn xeex parce que nous ce qu'on voit on voit le président à la longueur de journée muy recevoir ay nit li nga xam ne dañ ko tere c'est-à-dire que ni dañuy yokku la possibilité d'avoir même cette maladie au niveau du palais parce que avant nga dugg ci palais bi di nga dajanteeg ay gendarmes di nga dajanteeg xawma lan benn système protocole il y a énormément de gens après du coup qui se retrouvent à un moment ci benn milieu te loolu la ñuy bañal Sénégalais yi donc beneen bi ñu def benn couvre-feu bi nga xam ni dafay obligé nit yëpp di dajaloo ci benn place pour daw jëli ay oto dem ainsi de suite donc plan yooyu yëpp bu dee dañu wax ne rek au nom de la solidarité on est d'accord on ferme les yeux et on accompagne les autorités mais parfois aussi dinañ leen accompagner ci ay erreurs yu mag et c'est ça qui est comme qui commence un tout petit peu di feeñ ci xam naa ci mbir bi dañ ci taxaw il faut ñu changer méthode il faut ñu changer méthode mais dama lay bàyyi Balla nga tontu ci loolu rapidement li mu wax sax dafa am solo parce que au-delà de la posture parce que man dama féliciter le président de la République posture bi mooy taxawaay bi amul lenn lu ñuy wax ci loolu dañuy féliciter ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen alal def ci mais il faut un plan man bi ñu ne chloroquine bi mën na traiter et que Sénégal am nañ une entreprise privée bu nga xam ne 1973 Senghor moo ko nekkoon en place entreprise bi tey dafa fay mais aujourd'hui le plan il change ñun dañu war a am suñu plan bopp dañu war a jóg ne dañuy produire chloroquine dañu war a jóg ne dañuy tester dañu war a jóg ne am na il y a et Maïssa a raison on ne voit pas le plan gis nañ mesures yi pour nit ñi yeewu mais il y a pas de plan et pour revenir sur ça xam nga àdduna waxante dëgg mooy tax nit ñi avancer. bien sûr mënuñu ne dañuy ànd liggéey mais bu ñu gisee lu nga xamante ne nii mais dañuy dugal ci musiba mais duñ ko wax il faut faire la différence entre dysfonctionnement nga xam ne dañ ko war a régler tout de suite ak suivi évaluation boo xamante ne nii programme bu mënti doon boo ko liggéeyee ba mu jeex da nga ko war a évaluer lii dañu nekk ci dysfonctionnement mu nekk lu problématique lu nga xam ne dañ ci war a jël ay sanctions ndax kat man dañ ma avertir dama koy wax aussi de manière solennelle dañ ma avertir ne ma biñ ne dañuy yëkkati près de 1,4 milliard parce que loolu la njëkkoon wax ne mooy budget bi tout au début mais il y a eu un changement au niveau du ministère de la santé ñu jël une inspectrice bu nga xamante ne nii inspecteur sanitaire et administratif la avec plus de 20 ans d'expérience ñu daal di koy mu évaluer mbir mi waay ñu kooku dañ ko dindi ci ses fonctions andi ku bees koo xamante ne nii tey kooku su defoon liggéeyam mais cabinet bii dañ koy contrôler waay vraiment Maïssa xam naa ne lii demee man ñaan naa la suba insha allah Maïssa lootu la Balla Moussa Fofana
laaj naa la suba incha allah ñu def nii ñu teel la jël mën a toj ci loolu ndax xam nga dafa aaje enquête bu xóot man déjà maa ngi ci def samay investigation pour xam kooku mooy kan coow li bari nañu ni APR la bokk ko jeex la nekkoon xaritu ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr waaye loolu lépp man du ma ci basé woogun waaye en tout cas information yi mi ngi daw maa ngi samay enquête pour xool mais jàpp naa ni moment bi vraiment lu doy waar la may sa lu doy waar la dem ba nit def lu mel ni ci réew mel ni Sénégal. Modou dinaa ci profiter aussi poser la question. Allez-y. Quel est le plan d'aide de l'État pour les entreprises? C'est ça. Lan la fekk pour dimbali travailleurs yooyu nekk biir Sénégal actuellement. keroog maa ngi dégg nga naan yow sax war ngeen mën a changer seen dispositif par rapport ak ñi ngeen di liggéeyee. par rapport ak ñi di fay ñëw. mais quel est le plan pour vous aider réellement? loolu ci biir bëggoon naa nga boole ko ci enquête bi pour ñu mën a xam réellement fan la gars yi toll ci Sénégal. Mais tu poses une question pertinente parce que man Canada fii en tant que banquier d'affaires sama liggéey jamono ji mooy accorder des moratoires aux entreprises à cause du Covid-19 te loolu état moo ko sant banques yi te entreprises yëpp may nañ leen 6 mois ne leen banques yi may 6 mois yoo xam ne du ñu fay rembourser capital mais ñëpp ñu nga xam ne boo analyser seen situation xam ne ñii kat buñ leen bàyyee ñu dem fayit dañuy monter seen dossier yóbbu ko Banque de développement Canada wala Banque d'investissement Canada pour ñu defal leen ay prêts def injection de fonds pour ñu mën a gérer seen dépenses fixes dans les 3, 4, 5 mois qui sont devant nous. D'accord. Voilà le dispositif que le Canada a mis en place. D'accord. Dans ce temps au Sénégal xam naa dañ leen di le secteur privé dama leen di gërëm yéen ñaar ndax ñoom ñaar may sam mes deux intellectuels mes deux économistes là ñi ngi analyser point yu am solo c'est important mais Balla Moussa fi nga laal am na solo loolu mooy pexe mi gouvernement yi di jël ngir mën a accompagner économiquement seen entreprise may sa laaj na ko mais fàttali na ko danaa ko fàttali ni ko bëri ki dem président Macky Sall dafa def benn message à la nation discours boobule nee na am na benn fonds buy xeex corona 1000 milliards lañ ci prévoir mu am ci 50 milliards waaye am na 200 milliards yoo xam te ne bi dañ koy def remise ci wàllum impôt bi ngir dimbalee ko entreprise yi duñu mën a fay impôt waaye bu rombee loolu aussi ñi ngi xaar nag organisation bi ndax dama jàpp lu mel bu amee dina am ay règles yu ko accompagner ngir ñu xam 1000 milliards yi ak entreprise yi ban méthode la leen war a taxawoo loolu may sa li nga posé comme question c'est important nit ñi mën ko bàyyi xel bu baax préciser foofu que ne dafa am ñaari élément ouais wax entreprise ne ko li nga ma waroon a fay impôt teg naa ko de côté ça c'est une chose benn affaire la mais boo bañee entreprise bi dee am na loo ko war a parce que période bi nga ko parce que entreprise weer wu nekk dafa am luy dugg ci gafam exemple jëlal Excaf Télécom mooy chiffre d'affaires am boo ko ne yow ñetti weer yi da ngay tëj mooy ñetti weer yooyu xaalis du dugg ci entreprise mais entreprise dafa war a fay loyer bien sûr dafa war a fay salaire dafa war a fay électricité su ko deful ba noppi fonds de roulement am li koy permettre mu jënd marchandise liggéey ci jaay encaisser bénéfice fonds de roulement am day jeex entreprise boobu day dee pour mu bañ a dee nag foog nga wax banque yi nekk ne lépp lu mu leen leboon baal may leen ko 6 mois man du ma ko fayee impôt mais bu ñu analyser gis ne kii kat li mu yor ci alal li mu xam ci xaalis munu ko doy 6 mois da nga koy defal benn prêt bancaire injecté ko ci entreprise bi au moins pour 6 mois foofu la ñuy xaar foofu ngeen di xaar état te li ma leer mooy état dégg na la leer na ma ni fi mu toll ni may sa président Macky Sall mi ngi lay dégg ndax li wér ca wóor mooy palais dañuy bàyyi xel DTV d'ailleurs sax maa ngi remercier kenn ci ñoom bëgg ma tudd turam woo na ma vraiment di rafetlu liggéeyu DTV rafetlu ni ñuy taxawee mu ni ma vraiment Modou Mbacké dinaa la wax gërëm naa la bu baax ni ngay taxawee ci mbirum corona bi ci xam naa ñu ngi lay dégg ci lii mooy wane waan encore une fois ni la diaspora sénégalaise ay cadre ñi ngi ci ñu mën a yor réew ñi ngi ci ñu am ay idée pour Sénégal mi ngi ci vraiment dama leen di gërëm xam naa bu ñu toppee débat bi nii daañu dem ba 19h ci maa ngi war a waajal journal 19h bi aussi ñu ngi leen di gërëm dañ ma sax defal prolongation ngir ñu mën a waxtaan waaye sunu temps mat na bu yàgg vraiment Balla Moussa gërëm naa la bu baax a baax ca Canada yow itam may sa gërëm naa la bu baax yow itam ca Paris merci beaucoup merci beaucoup muy ay mbir yu rafet yoo xam ne dañ koy waxtaane saa su ne yaa ngi koy dégg mooy sa mbokk yi Morkan xam naa tey yóbbu naa la foo gëj a dem waaw virtuellement yóbbu naa la foo gëj a dem gëj nga Allemagne gëj nga Canada gëj nga Pologne tey dégg nga sa gars yi ña nga fa à travers la DTV du ñàkk rek mu am tamit loo wax
ci loo ci xalaat bala ñu jeexal par rapport ak li fi aw lépp ci ay jëmtukaay yu ñu proposé wane waat ni aussi la diaspora sénégalaise ay cadre ñu ngi ci ay kàngam ñu ngi ci yoo xamante ne bi seen i idée mën a doxal Sénégal boo déggee sànq proposition wu Maysa Mbaye ak ni li Balla Moussa analysé sànq. waaw Modou Mbacké xam nga ñoom ñaar ñi muy Moussa Mbaye France li mu wax Maysa Mbaye li mu wax France dama ci ànd ak moom Balla Moussa itam li mu wax dama ko rafetlu lool ndax nit itam ab sénégalais lañ fu ñu mën a nekk situation bu ñu mën a nekk ak fu ñu ko mën a amee rek lu ñu am Sénégal lañ ko yéene dëgg la moo tax ñuy participer ci émission bi mën nañoo toog fa ñu toog bien sûr waay ñun ñoo ngi liggéey suñu liggéey ca loo ci xamul nag ñoom ñëpp ni di ay correspondant waaw dama yàgg liggéey ak ñoom yàgg depuis des années. waaw DTV boolewuñu mais bi ma leen ne situation taxaw na. bëgg naa ko ci ne sa temps bi nga am ngay liggéey nga may ma ci benn 3 minutes 4 minutes. chaque jour à 16h. ñu def situation bi dan ma ko nangul. ndax xam na ni intérêt général la. xam nga li ñu wax lu am solo la ndax itam boo xoolee patronat bi waaw yàgg nañu ko wax assemblée nationale. le président le gouvernement bi. yéen ñi nga xam ne yéen a yor politique. bi ñu war a définir. ñu ne ay député lañ li ñu mën wax. wax boobu nag gouvernement mooy dogal. patronat bi nekk Sénégal bu ñu leen dooleeloon tey yu bari yi du leen dal. ndax 70% boo ko xoolee lu ci ëpp. étranger lañ ko jox. liggéey yi ci ëpp yëpp ci réew mi étranger lañ ko jox. tey bu fekkonte ne bi tey patronat sénégalais bi ñoo yor lii tey gouvernement bi bëggee dara war nañoo mën a dibb ay milliards yu bari jox ko. yaa ngi ñëwaat ci bërki démb bi ne nañ def benn aide daanaka le secteur privé national li ñu joxe dafa am ñu jàpp ni bëriwul waaye am na kenn ci ñoom ku tontu ni waaw mënta bari ndax ñun dañoo suux daanakam. li nga wax sàng lañ jox comme argument ni réew moo xamante lépp lu fi ñëw ci marché public lu ci ëpp dañ koy jox entreprise étrangère bi kon tamit ñun mënuñu am doole en tant que privé national ngir mën a génne alal loolu jàpp naa ni moment bii li ñëpp di wax ni bu corona bi jàllee ba yàlla dogal réew yi war a wér faju danañ ci awee réew yu bari soxalekum Sénégal jàpp naa ne président Macky Sall tey jël na leçon bi nga xam tey lépp loo am jox ko sa waa réew créer industrie yuy tax sa dëkk mën a dox jox ko ay Sénégal yi loolu am solo la. loolu man dama ciy d'accord ak ñoom Maysa ak Balla Moussa. waay te it nañu gën a góorgóorlu bu baax jàpp ci réew mi ndax réew mi itam kenn ku ne da nga ci am part de responsabilité. président Macky Sall li mu def nii fi mu toll nii actuellement. fii Sénégal toll ak chronique bi. ak couvre-fou bi mu def. couvre-fou guddi nit ñi dañuy tëdd mën na ca boole bëccëg doonte 10 jours la sax. kenn bañ a génn. yaa ngi ko ci xaar ci loolu kon. waaw confinement général. conformation générale guddeeg bëccëg kenn bañ a génn. ñu def ko 10 jours wala 12 jours. xool ba xam situation bi dana wàññiku wala du wàññiku. benn ñaareel ba mooy pétrole bi dafa daanu dans le monde entier. pays le pet. dafa waroon a wàccee gasoil bi da ko waroon a wàccee ak pétrole bi mu wàcc. moment bi su ko fee mën a dimbali transport bi. bay ñi nga xam ne bi dañoo ne ci kër yi di fay courant di fay ndox. mu may leen courant beeg ndox mi mu bañ ko mu fay ko. parce que fayu ko alalam. alalu réew mi la koy fayee. te moom Macky Sall ci président Macky Sall ci boppam moom li mu yëkkati ne 1000 milliards yi mu def moom ci alali boppam lan la ci def. parce que li nga ciy def suñuy lemp la. moom waroon naa mën a jiitu na lii sama alali bopp la maa ko ci def. ministre bi ñëw ne lii sama alali bopp maa ko ci def. comme ni ko sëriñ Mountakha defee. am na sax appel bu mu def nee na daan comp ministre yi comp yéen député yi yow lu ñu comp ci yow ñaata nga joxe. mais yow li ñu comp député ordinaire 50 000 ñii 150 000 ñii 300 000. loolu la ñu wax. mais loolu. ci fekk loolu bariwul pour yéen. loolu comp googu. yow comp nan la ko 50 000 yi. man wóoragu ma ba xam dem ko. yaa ngi xaar kii bi léegi li gën a wér mooy fonds politique yi mu yor. fonds politique yi président assemblée nationale yor. conseil économique et social yor ko. lu tax mënuñu dem ci fonds yooyu tibb ci. keroog bi mu bëggee daaneel Sénat bi da koo dem daaneel ko. dafa caisse noire aussi 8 milliards. caisse noire bi war naa mën a dem tibb ci caisse noire bi. ñu def ci parce que caisse noire bi lii lay jëriñ. amul leneen lu muy jariñ pour population bi. mënatu tukki nuyut mënatu tukki. kenn mënta génn fenn. tey itam lii gënalu ko sax moom mi yor réew mi ba saa yu réew mi dara du leen. te nag ma yokkal la fa jeexale ma ak yow fi mu toll nii ndeysaan man ak yow ak borom kër yu bari tiit nañu xamul tax loolu. yaa ngi yor njaboot ñu war a dund. ce génnoo liggéey yi wala sax liggéey yëpp taxaw na fi mu toll nii borom kër bu wax ak bu ñàkk a wax moo ci nekk waayam jaaxle nga. li fekk weer li fekk ay fan sa njaboot lu leen war a jox moo tax ma jàpp li nga wax dëgg la nañu gën a def organisation ci état Sénégal ñu gën a bàyyi xel ca ñaan mbas mi génn fi Momar Kane dama lay gërëm bu baax ndax wax suñu waxtu dab nañu fi mu toll nii xam naa bu ñu toogaatoon 1 heure de temps
lu gën di dem di gën a xóotal mbir yi ay mbët di gën a feeñ waaye nag lu jiw a jeexul jógu fa daañu amat occasion daje wàcc yu mel nii incha allah. waaw baax na maa ngi jaale ñi suñu patriote sénégalais bi gaañu. Espagne muy soxna Cheikh Ndione. maa ngi koy jaale di ko jaale ñëpp di ko jaale. mais attends Maïs nga baal ma Mor Kane honorable député da nga ci am information jëmbul. parce que damay dégg situation bi sénégalais boobu ñàkkee bakkanam ci Espagne. am na yu ma dégg ñii ni dafa amoon Covid 19 maanaam corona bi ñii ni amu ko woon est-ce que am nga ci information exactement boo ñu mën a baaxee dans ci quelques minutes. waaw xam nga man information yi ma ciy am mooy jot naa jëkkëram. bi ma ko déggee jot naa waa consulat. fu ñu dëkk Sénégal ñoom. ñoom ñu ngi dëkk fii ci booru tey fii dëkk bi ñu tuuti. yéen wala yéen waaw loolu laa déggoon de yéen lañ dëkk waaw yéen. Seex itam ku ma xam la wax dëgg yàlla jàmbaar la. borom këru soxna si waaw borom këru soxna si. ambassadeur ba fa jëkkoon nekk Abbas Ndour def doon liggéey ak moom. parce que Seex itam nit la koo xam ne kii ay partenaires yu bari. ci wàllu napp. andi na leen fii ci Sénégal soo demee Saint-Louis di dem ci yoon bi. ci sa droite. booy bëgg a dugg si am na benn fabrique bu ñuy def affaire jën yooyu. usine jën. ñooñu ñu si bari Seex def na ko ci réew mi. ci wàllum soxnaam soosu nu mu demee. soxna si dafa amoon. dafa yoroon feebaru diabète ak tension. léegi nag dem ci hôpital bi loolu doon faju xam naa affaire bi dal ko foofu. kon attention bi muy dem hôpital kon Covid dalu ko woon. amul jàngoroy corona gi loolu yóbbu ko fa woon. mais daa dem di faju ji. far foofu la infecté. foofu la infecté. fa lañ ko téye mu infecté fa 4 jours jëkkëram bi nee na bi ma ko woo nee na ma jóge na Madrid ñëw ci hôpital bi laaj ko moom jóge fi dem Albacete léegi nag bi mu demee laaj ko docteur bi na ko daal ñi ngi def test yi. ba mu mat 4 jours nee na bi mu ñëwee toog ak moom lu mat ay heure ba ndaw si na ko de mën ngaa dem ñibbi maa ngi tane après bi mu demee même pas 2 heures de temps ñu woo ko na ko ndaw si faatu lii la jàmm. c'est grave ça. c'est grave maa ngi koy jàll askanu sénégalais yëpp te itam ki nga xam ne itam moo deewoon Bilbao muy Basirou Jonn mi nga xam ne moom itam ci accident du travail la deewoon booba léegi ma nga fa. di la jàll suñu xarit suñu doomu ndey Modou Ndiaye Doss ki nga xam ne sénégalais yëpp war nañ koo jàll ndax amoon na émission boo xam ne da ko doon def immigré fii ci la diaspora ci Walfadjri tey Modou Ndiaye Doss yi te nekkaloon fi sénégalais yëpp vraiment doon liggéey ci diaspora bi liggéey bu rafet ñu ngi koy jàll di ko jàll fa même di ko jàll itam mboolem képp koo xam ne kii ci presse bi ngay liggéey di ko jàll di bokk yow na di ko jàll sam la diaspora sénégalais yëpp mais da nga am loo wax loo xam ne daal xam naa ni daañu ci gën a bàyyi xel ndax it dafa mel ni mbir mi fi mu toll ci Espagne ak ci Italie daanaka Italie sax ñoom moo tax duñ jël yenn maladie fi mu toll man am na ku ma doon woo ko xam te ne bi jigéen la bu nekkoon ci benn situation war a dem hôpital mais daanaka dañ koo yeex jël ba ak génnam àdduna loolu bokk na ci maanaam hôpitaux yi talatul sax léegi faj keneen ko amul jàngoro ndax situation bi hôpitaux yi nekkee daanaka Covid ba dafa lëmbe ci bépp ruq-ruqaan bam médecin sax ñu ngi infecté di xaru ni ko Baye Diouf waxe sàng am na ñaar ñu xaru nga xam ne kon mbir mi dafa dem ëpp leen doole moo tax du ñàkk rek kon mu am benn message booy yónnee askanu Sénégal ci wàllum sensibilisation. waaw xam nga maanaam médecin yi chronique bi moo leen ëppal doole. corona bi moo leen ëppal doole lépp lu mu mën a doon parce que boo wootee dañ lay wax sax wooteel wala nga wàcc fi sa numéro su fekkee da ngaa bëgg sita ci sa médecin su ko fee médecin bi mooy xool heure bu mu la mën a woo mooy rendez-vous mooy rendez-vous léegi nag loolu nag maanaam nañu respecté rek norme ya fa nekk ku mën a moytu it hôpital yi ndax hôpital yi itam du ñëpp la ñuy bàyyi léegi moment bi fi ñu toll nii bàyyi ñëpp di fa dugg parce que hôpital yi léegi dugg fa sax c'est grave waaw ñu moytu daal ndax wax dëgg yàlla am na ku ko wax sànq police bi ñi ngi sensibiliser nit ñi ne ci mbedd yi ñaar ñi gis ñu ànd te du jëkkër ak jabar daañu la wax lu ngi fu ngeen jëm ak lu ngeen di dox te loolu lu am solo la Sénégal gi loolu lañ waroon def na rap mooy confinement général total bi confinement général guddeeg bëccëg def ko quelques jours président de maa ngi la koy lancé boo ko mënee def ko ndax jàmm mën a dellu si nit ñi kenn ku nekk dellu ci activité am ndax lii moom yàq na économie monde bépp ba pare jërëjëf honorable député Mor Kane député diaspora la basam di ca Espagne nuyu nañu waa Espagne bu baax ñu doon bàyyi xel tàmbalee ko ca Momar Dieng Diop lu ko jiitu El Hadj Modou Gueye loolu fi nga xam mooy ci Sénégal ci daanu Touba waxtaan ak moom mu jox situation bi nga xam mooy Touba Espagne dem nañu fa dem nañ ca Pologne ak Pape Sambou dem nañ ca fi nga xam moo di Allemagne Ibrahima Tambédou États-Unis lu ko jiitu ak Malick Sylla jaa ngeen jëf ci taxawaay bi Balla Moussa Fofana ca Canada Maysa Mbaye ca fi nga xam mooy diwaanu France waaye itam Baye Diouf ca diwaanu Italie loolu lépp kon muy ay information waaye ma fàttali information phare bi ñu jot kon yow mi doon ak sénégalais nga waroon a dellu Espagne
bul tiit bul jàq wala bu dee Italie bul tiit bul jàq ndax am na dispositif boo xam te ne bi Espagne jël na ko lépp lu nekk këyit même bu jeexee xamal li fi mu toll nii valable na ndax moment bi mu jeexee xam na ni dafa nekk crise sanitaire mondiale moo tax léegi bu dee séjour la bu dee permis de conduire la lépp day valable mën na dox buy jàllet lépp day mën a fonctionner yi daan koy mën a récupérer waat bu dee Italie tamit naka noonu ñoom dem nañ ba gën gaa jege ba weeru juin kon yow mi ñëw kon Sénégal war a dellu Italie bul xalaat sa këyit mën naa jeex mbaa dara toogal ànd ak dal ci xam ne sa séjour boobu même bu jeexee dañ koy prolonger ba weeru juin maa ngi xaar aussi Argentine suba dinaa ko def ak waa Argentine parce que bari na ay Sénégal yoo xam ñoom itam ñi ngi Sénégal ci xam nga ni situation bu Argentine ak bu Italie Espagne bokkewul dafa wuute lool ndax seen ku ne ak ni ngay gérer sa wàllu migration yëpp daañu ci ñëw incha allah gis ngeen ko débat bi daanaka léegi dafay laal mbirum migration laal ci mbirum administration bi mbirum administratif maanaam dossier yi ñoom seen waaye fekk na mbirum Covid 19 lan doon faram-fàcce di ko lijjanti ngir xam tolluwaay bi am ngeen information amaale information baneen ci yéen ñi am seen i këyit bëgg a dellu Europe loolu lépp nag dañ ciy gërëm suñu ay correspondant di ay partenaires yoo xam te ne bii laaj ñu dërëm dañu ko yombalal ci wàllum collaboration bi ndax xam nañ ni dañuy liggéey boo xam ne dafa doon intérêt public la Sénégal gépp ñoo ko soxlawoo kon gërëm bu baax la DTV bi ñu may temps bile ndax temps bi jeex na bu yàgg waaye ñu yokk ko gërëm Mansour Sall ci wàllu gu ñu mel gërëm la régie Alain ak équipe am Mansour Sall sax moo nekkoon ci coordination bi am tey Mansour Sow dafa daw gërëm tam bu baax Aliou Diarra dimanche mi ngi noppalu waaye Covid moom daa mel du noppalu corona amul noppalu moo tax ñun tam du noppalu dañuy ànd ak moom incha allah lépp ngir jox Sénégalais la bonne information. incha allah kon ba suba à partir de 15h30 wala 16h ça dépend ci di ci Mansour Sall bu ko neexee mu ni 15h30 wala 16h waaye du ñàkk ma annoncé rek 16h moo gën a wër ba suba incha allah kon ñaar ñëpp ñu fàttaliku njariñ ak message u kër docteur ca mooy raxas loxo yi ba mu set wecci ndox ak saabu boo ko amee boo ko amul boo amee gel antiseptique baax na wattandiku dajaloo yi ak nuyanto yu bari yee ca toog suñu ay kër aussi muñ di ñaan suñu borom tam mu dàqal ñu Covid 19 mu gën Sénégal ba suba jàmm incha allah.